أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على النبي المصطفى وصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokki seetaan alwasaaya di amee fii ci DTV altine ba alxemes noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq alwasaaya fu 22h jotee ñu del siwaat ñu daan ànd ak yéen di ci ànd ak yéen tabaarakallaahu di ñaanal ñi taw a tëdd ci kër yeeg ñi ci hôpital yeeg ñi doxaale seen jàngoro ñëpp yàlla saafara leen di ñaanal jigéen ju tedd ji daa toog fii di def alwasaaya muy Seyda Zeyna Fall yal na ko yàlla yërëm jéggal ko mu wax ay bi Seyda Adama Seck séddoo di yaa layta qawmi yaalamuuna bi ma xafara li rabbi wa jaalani min al mukramin ñi faatu ñëpp yàlla nañ ko wax di ñaanal yàlla ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci néegu sëy yàlla barkeel leen seen sëy jubal leen ak ñenu nekkal may leen njaboot yu barkeel ña ca nekk te amagunu njaboot yàlla may leen njaboot te yàlla yar njaboot ga teg leen ci yoonu siraatal mustaqim tabaarakallaahu ñu ngi am mbégte di àndaat ak yéen ci alwasaaya ci beneen numéro tey ci talaata ji Oustaz Mouhamed Diop maa ngi ziyaara naka koor gi nu njóobee ni mel ak koor macha allah njóobee ni moom ay woorkat lay ñemeetum koor waaw ay ñemeetum koor la xam nga ñun dégguñu wolof léeg-léeg damay wax dañuy wolofal arabal ñu ne wax nga lépp ba mu des wolof am na suñu benn soppe suñu benn mag kilifa docteur Ndiogou Mbacke Samb waaw nee na ma su ma lay seetaan télé nga digg ngay wax wolof du ma bëgg lu dul yóbbu la ci bokk rek ñemeetum dama jël ñeme ak tum daf ñemee tum ñemee tum kama kon ne nam may tukkum comme nam may tukkum macha allah nam may tukkum raway tukkum alhamdulilah macha allah ñuy sant yàlla bu baax a baax di amati mbégte comme ni ko Cheikh naa di wax bokkaat ci émission bu mag bi al wasaaya di nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan di dalal sunu soppe sunu gan professeur Cheikh Oumar di ko ndokkeel tamit ci weeru tedd bi di wax rek ne oustaz al yawm moom darabta nuuran bil azraq yow laay jàppale professeur Cheikhouna macha allah jërëjëf oustaz Mouhamed ni mu ko waxee démb annoncé woon nañ leen ko ñu baree ngi koy xaar bi ñu gisee ñu publier koog léegi nga xam ne nii tabaarakallahu soppe yi sénégalais yi la macha allah muy professeur Cheikh Oumar Diagne ngir yàlla ak xam-xamam ak ni mu koy joxee ak disponibilité bi professeur ñu bàyyi la nga nuyoog auditeur wala téléspectateur alwasaaya. jërëjëf oustaz Makhtar salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi am mbégte dellu siwaat ci kër gi nga xam ne duñ fi gan suñu bërëb la di am mbégte lool fekk fii oustaz Mouhamed macha allah di ko ziyaara bu baax xaatoon naa gis nag oustaz 2.0 oustaz Birama waaye tey fekk moo ko fi macha allah ñu ngi koy nuyu di nuyu ñëpp ñu nekk ci kër gi jàpp ci liggéey bi di ziyaar téléspectateurs yi xam ne ñuy seetaan ci biir réew mi ci bitim réew di ñaan yàlla defal ñu tawfeex ci waxtaan bi ba lépp fi waxtaanee nekk jëriñ amiin donc di nuyuwaat ñëpp macha allah jërëjëf oustaz macha allah jërëjëf professeur Cheikh Oumar Cheikhouna tegoon naa soj mi tane na waaye mel na ne ba tey est-ce que soj mi raxul soj bi dafa mel ni nag fii lay fajoo de alwasaaya gisoo bi mu commencé ba léegi waaw démb ne moom bi muy jeex moom sëqatatoo ñandootoo te fi ñu toll nii aussi ñu ngi tàmbale maa ngi gis ni maa ngi am stabilité maa ngi stable mi ngi tane tuuti waaw yaa gis kon ñàkkul émission bee lay faj waaw dafa mel gannaaw boo waxee onze billahi mina shaytaan rajim ginnaaw boo waxee onze billahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ma santaat yàlla beneen yoon kontaanaat comme d'avant ci émission bi di alwasaaya di ko teewe di ko bokk ak ñi ma koy faral di bokkal mais di kontaan
ak di bokkaat ak plateau bi ak professeur Cheikh Oumar Anne mu nekk Cheikh Oumar Diagne bu mag Cheikh Oumar Diagne maa ngi jum parce que Diagne sax dama koy dimbali santale ko Diagne de Anne parce que Diagne nii moom xam naa ni moom mooy loolu mu nekk boroom xam-xam bu mag boo xamante ni vraiment dañuy partage lu ci ëpp ay idéem donc vraiment di kontaan ci bokk ak moom plateau bi tey macha allah jërëjëf ñu ngi nuyu Adja Louise di nuyu Oustaz Birama macha allah mère Thiama ak mboolem équipe bu Ndenkaane ñoom soxna Roqiya madame Ngom géej nañu ko madame Fall kay madame Ngom moom bi ma koy gàngar la woon waaye léegi madame Fall la macha allah di nuyu yi tamit soxna Awa Badji Fatima Lo Sëriñ Fallou Sène macha allah Lay Pay célibataire yu mag yooyu Aïda Mbène Niass ak mboolem équipe bi quoi célibataire am jarul nuyu célibataire am wax dëgg jarul ko dama leen di sagal rek xam nga koor géeg léegi faaw ma sagal leen nuyu leen daal professeur ñi ngi am mbégte di la dalal ci Al Wasaaya ñi ngi dooroon benn thème démb muy solidarité ci pendant weeru koor gi nécessité la pour équité sociale am ñu gis ne sénégalais yi bëgg nañ lool ci weeru koor gi dimbalante jàppalante lu bari la mais dañ ne woon tey bu ñu la dalalee danañ ko gën a yaatal ci geneen anam ndax bu ñu ne solidarité dimbalante ñaareel sénégalais léeg-léeg tout le temps mu lay jox moo ko gënal mu defal la ba nga man di joxe maanaam ñun dañoo bëgg dëkk di saraxe mais sarax koo xam ne bu ci jógee day saraxe wala teg nit ci yoon woo xam ne day bàyyi saraxu léeg-léeg daf ñuy të te mel na li nga xam ne gëstu nga ko ci wàllu finance islamique ba bind livre bii nga xam ne nii yaa ngi wax ci wàllu monnaie defe naa la révolution de l'argent dans l'espace France fondement de la prospérité des peuples mu mel ne loolu lu jëm ci wàllu économie wàllu monnaie loolu nga ci wax bu ñuy wax solidarité tout le temps démb donte tudd naa lu bari ne mën nañ cee def wàllu dimbalante ki amul alal dooleem war na cee mën a def solidarité xam-xamam comme ni nga koy defee Oustaz Mouhamad di ko ni defee Cheikhouna di ko ni defee bu ñu amul luñ jox population bi muy matière bu ñuy téye ci seen xel mu rafet seen xam-xam li ñuy joxe defe naa loolu solidarité la li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne bépp njëkk boo def sarax lañ la ciy bindal dajeeg sa mbokk jullit muuñal ko Yonent bi nee na ñu bindal la tuyaa bay sarax digle lu baax tere lu bon Yonent bi nee na ñu bindal la tuyaa bay sarax am ku war a dem fenn xamul fi mu jëm nga tegtal ko ñu bindal la tuyaa bay sarax silmaxa bi bëgg a jéggi yoon wóorul ak oto yi ñëw ak saret yi nga jéggil ko yoon wa ñu bindal la tuyaa bay sarax xeer yu ñu teg ci yoon wi dëkk wala yax Yonent mu ne nga randale ko ñu bindal la tuyaa bay sarax dem nga ci teen di root am ku ñëw nga wëgg jël baag sottil ko ñu bind la tuyaabay sarax kon solidarité ci façon yu bari lañ ko mën a defee mais li ma bëgg a ñëw ak yow sama premier laaj mooy àdduna lu tax ñi am di gën a am ñi ñàkk di woy di ñàkk bu fekkee ne gis nañ ni mbir yi tëddee dañu gis ne tout le temps milliardaires yi moom ñu ngi gën di ami milliards mais ñi ñàkk ñu ngi woy gën di ñàkk ban système la ñu yoree xaalisu àdduna bi ndax bu ñu ne man ak def rek tout le temps xaalis la ñuy njëkk a tudd dañuy dégg banque mondiale di dégg ONU di dégg financement yi di dégg ñu mag ñi ñoo yor alal ji Europe ak Afrique seen jëflante am na ci yu bari yoo xam ne bëgg nañ suñ bopp gën cee ubbeeku nga xam ne nit ñi naka la ñuy def ba ku nekk mën a gis boppam ci xaalis bi nga xam ne ñu ngi koy dégg ci àdduna bi bañ a nekk rek wéy di tàllal loxo mais ñii tàllal loxo ren bu déwénee ñu mën di joxe ñeneen tamit gis seen bopp ci alal ji ci àdduna bi waaw macha allah oustaz ñu ngi am mbégte lool ci laaj bi première laaj bi li ma siy njëkk jàngat mooy lu tax ñii am di gën a am ñii ñàkk ñoom di gën a ñàkk lan moo waral loolu damay wax ne lépp li nga xam ne mooy réalité économique bi nga xam ne bu dëkk réalité boobu benn organisation politique moo ko téye nga xam ne organisation politique bi nga xam ne moom moo décliné ba pare moom moo leeral naka la ñu war a jaaree ak naka la ñuy organiser mbiru koom-koom ci biir dëkk organisation politique boobu dafa am benn fondement philosophique wala même idéologique bi nga xam ne moo ko tëral
aujourd'hui ci àdduna bi fondement idéologique wala boog philosophique bi gën a not bi nga xam ne moom la ñuy doxalee àdduna si dëkk yëpp nekk ci Sénégal bokkaale ci comme yeneen dëkk yu ba ñu ci dugalee mooy idéologie bu ñuy woowee libéralisme. te mu ngi moom ak capitalisme ba tey presque benn la dañoo xaw a jege donte duñu benn. capitalisme boobu soo xoolee baat bi dafa dañ ko sàq ci capital. c'est-à-dire que mooy système bi nga xam ne capital moom mooy fondement bi mooy l'alpha et l'oméga maanaam capital bi moo ëpp solo maanaam alal bi ci moo ëpp solo. ki am alal tamit moo ëpp solo. bañ na ko ki am alal sooy xool ci réalité entrepreneuriale bi sax ki am alal moom mooy décider maanaam actionnaires yi nga xam ne ñoo am xaalis bi ñoom ñooy décideurs yi. ñoom ñooy décider fu ñuy dem ci entreprise bi ñooy décider la ñuy séddoo xaalis ñooy décider fu ñuy investir ndax le capital est toujours le plus fort. donc capitalisme boobu nag juraale tax ñuy wax libéralisme muy modèle bi nga xam ne modèle la bi nga xam ne dañ ko teg ci liberté dañ ko teg ci wax dëgg yàlla lu uute nag ak lu yàlla tëral modèle bii moo waral tey jii àdduna bi da ngay xool dëkk yi nga xam ne ñoom ñooy ñi am ak ñi nga xam ne ñooy ñi am xaalis dafa mel dañ leen aar sàmm leen pour seen xaalis ñoom di gën a yokk ba pare ñun ndóol ñoom ñi gën a soxla borom alal yooyu pour mën a ko di dund ci misaal la ngay xool dëkk mel ni Sénégal ndax suñuy wax ci àdduna bi yëpp ba tey baax na ñu koy particulariser Sénégal. Sénégal modèle bu mu tëral instant yi moom modèle purement libéral la capitaliste modèle lu muy junj modèle bi état bi moom dafa ne moom du jëlaate état bi moom jàpp na ne warul créer emploi sooy xool semaine yi weesu sax ñu ngi def benn conseil di wax ci wàllu emploi ñëpp di wax lu ne état bi moom jàpp na ne warul créer emploi pour moom secteur privé moo war a créer emploi privé boobu capital étranger moo ko moom ay tubaaba ko moom ay jàmbur ñoo ko moom te ñoom bu ñu ñëwee itam créer emploi taxu leen jukk dañoo ñëw pour def du profit ba pare demaat seen yoon te le plus souvent secteurs yi ñuy ñëw di investir sax ñoom secteurs yooyu soxlawul jël ñu bëri dans les industries extractives dans les licences de pêche li yëpp soxlawul jël ay nit yu bëri dañu ñëw seen ay équipe seen ay bateau ak seen ay matériel ñëw jël alal bi yóbbu ko dem seen yoon donc état bi kon moom déjà dafa libéraliser son marché ba mu ko libéraliser le capital étranger dafa am solo moom ci mën a dugg nu mu ko neexee ci biir dëkk bi génnaat xam nga sooy xool libéralisme moom dañ ko tënkoon ci 4 libertés liberté de circulation des personnes des biens des services et des capitaux c'est-à-dire que nit yi foog ñu bouger mu leen neexee ndax àdduna bi village la koom-koom yi foog ñu bouger mu leen neexee pour mën a dugg fu nekk jaay fa am fa xaalis waaye xaalisam foog mu dugg fu ko neexee di investir fu ko neex di génnaat soo xoolee ci dëgg-dëgg libre circulation des personnes bi du dëgg ñoom gëmuñu ko ndax ñu ngi di tënk nit yi bañ ñun ñu dem seen dëkk yi donc ñoom leen soxal rek mooy capital bi di bouger waaw donc même suñu ay biens services sax demul nu ñu neexee seen dëkk yi donc kon suñu état dafa libéraliser kon son marché jox ko capital jëbal ko capital bi suñu état li ëpp solo li muy xalaat moom mooy naka laay mën a attirer ay investissement direct étranger ñuy woowee IDE naka la borom xaalis tubaab yi andee ma jox leen sama ay suuf wala ma jox leen sama ay pétrole wala ma jox leen sama or wala ma jox leen sama géej pour ñooñu ñëw jariñoo ko ñoo demal seen dëkk jox ko ay wéccit yu ndaw yoo xam ne du mat 5% wala du mat des fois 3%. état boobu si moom amul xaalis woppam amul monnaie woppam maanaam kon amul sañ-sañ ci wàllu monnaie politique monétaire bi ñun dépendre si ñun ki ñu ko dénk muy banque centrale fii suñu dëkk tamit dañ ko jox benn mandat kese ne ko fexeel boobu inflation am ñu wax stabilité des prix mooy son mandat unique joxuñu ko mandat ci plein emploi pour ñu mu jéem a sàq liggéey joxuñu ko mandat ci mu protéger initiative yi wala mu accompagner les initiatives pour créer ay champions nationaux yooyu yëpp amu ko wax dëgg yàlla teg ci ñu damm laafu état yi ba nga xam ne dafa am lu bëri lu mu soxla ci politique bu ci wàllu budget yoo xam ne état mëntu ko état bi mënul dépenser nu mu ko neexee dañ koo tënk ci wàllu dépense publique ne ko waroo dépenser nangam ndax déficit public bi warul dépasser 3%. tënk ko ñan ñoo ko tënk ci loolu. kuréelu àdduna bi mooy système ñi moom bokk voilà ñi moom système libéral bi tëral ko moom ko pare xalaat ko forcer ko dëkk àdduna bi ba pare di ko doxal donc ñu tënk ko ci accord ne ko même sooy leb sax waroo dépasser 70% sa PIB bi nga xam ne sa état bi soo moom ko donc état bi kon lépp lu mu soxal ci investissement pour war a defar ay hôpital wala tabax ay dispensaire wala tabax ay tali lii yëpp bu amul ñu am xaalis yi xam ne ñoom ñoo am xaalis yi xam ne ñoo ko jox ñoom pour mu def ko état bi moom léegi mëntu ko def c'est que dafa am système kon bi ñu defar bi nga xam ne dañoo ñoŋal borom koppar yooyu ba nga xam ne képp ku demul si ñoom mënoo def lo neex maanaam ñoom kese ñooy kunne di am di not ñëpp ñi nga xam ne amuñu ci misaal bu ndaw da ngay xool lu mel ni banque nga xam ne moo war a financer développement ci wàllu économie
fexe nañ ba tënk métier banque ba ku amul lu mu néew amoo 10 milliards ci xaalis mën a ubbi banque. c'est-à-dire que 10 milliards ci xaalis. donc l'accès sax à la profession maanaam l'accès à la profession dañ ko tëj ci ñëpp ñi nga xam ne wax dëgg yàlla man ak yow ak ñeneen nag suñu booloo woon duñ ko mën a def. donc kon aujourd'hui dafa am benn entente bu am sur le plan mondial benn élite bi nga xam ne ñoom moom alalu àdduna bi ñoo fexe ba am alal ba crise yi jeexee ñu déggoo entre ñoom pour xool nu ñu téye àdduna bi par rapport à benn système de pensée bu ñu fàtte toujours nañ ko gën a développer incha allah waaye c'est un système de pensée bu bàyyeekoo ci benn philosophie lañu foofu la ñu tibbee lu ñu war a defar ñoom ci système économique et politique biy doxal àdduna bi et système boobu nag système capitaliste libéral la bi nga xam ne ñu ko sos ñi ci ëpp dañoo xulook yàlla ndax sooy xool libéralisme mooy dañoo war a boyal doomu aadama mu am liberté yàlla waru ko tënk aada waru ko tënk dara waru ko tënk lu may satisfaction bien-être am ak besoin am donc ñii dañoo xulook yàlla ñoom ñoo créé libre pensée ñoom ñooy franc-maçon yu mag yi ñii ñëpp benn même courant la bi nga xam ne jàpp nañ doomu aadama tant que libéré wuñu ko ci lépp rek doomu aadama mënugul am lu ñuy wax bien-être donc kon ñii kon ñoo créé système politico-économique boobu bi nga xam ne moom moo yor suñu organisation sociale actuellement suñu dëkk ndax ñii bu ñu fàtte ni dañoo nàmp rek modèle boobu diñu ko taril ñun créé wuñu ko moomuñu ko fekkewuñu ko ba ñu koy doxal la preuve sooy xool dëkk mel ni Sénégal charte bi ëpp solo bi nga xam ne moom moo tënk suñu dund ñu ñëpp Sénégal moo tënk institution yi moo tënk doomu aadama yi moo tënk rapport yu institution yi am entre ñoom moo tënk lépp luy àq ak yelleef yi xam ne may nañu ko mooy constitution Sénégal constitution boobu du xalaat waa Sénégal du itte waa Sénégal dañoo jël constitution dëkk bi nga xam ne moo ñu notoon moom ñu muy France dañoo jël constitution 5e république am bu mu defoon 1958 moom lañ jël directement andi ko Sénégal commencé ko doxal ak mbooleemi ay loi am xaw lañ ci nag def ay ñab-ñabal yi nga xam ne ñab-ñabal yooyu xam naa mooy ay makirandum ak ay wadrandum ak ay jufirandum yoo xam ne defañ genre référendum daal dañuy soppi yenn ñetti articles yi nga xam ne par rapport ak leen neex ñoom waaye fondement bi dëgg-dëgg premier article bi sax daf koy leeral ñun république bi nga xam ne dañoo laïque démocratique social dañoo xulook yàlla nanguwuñu yàlla ci penc mi donc texte yi nag moo tënk réew mi moo tënk lépp luy organisation relationnelle bu ñu am entre ñun wax dëgg yàlla li Oustaz Makhtar bokk na si lu tax modèle bi ñu am les riches vont continuer d'être riches et les pauvres vont continuer d'être pauvres ndax dañoo nekk si benn régime inégalitaire bi nga xam ne dañ ko tabax ci benn fracture sociale ak benn exploitation de l'homme par l'homme te lii wax dëgg yàlla tant que interrogé wuñu ko questionné ko lépp lu ñuy wax solution day nekk ay solution conjoncturelle rek maanaam dañoo xaw a laal leen di xam ne jeexit la maanaam ay asaar la waaye xaqiqa bi problème bi laaluñu ko te waxuñu ci moom bu ma la déggee daal dafa mel ni kon àdduna bi li tax ñi wëy di am ñi wëy di ñàkk mooy niñ ko tëggee moo baaxul l'islam buy wooteeg sunuy aada yu rafet li muy wootee ci solidarité ñoom gisewuñu ko noonu effectivement ni muy wootee ci l'islam li muy wootee li nga bëggal sa bopp bëggal ko sa morom ñoom gisewuñu ko noonu ñoom dañoo gis ne ñoom seen intérêt premier avant dara li seen intérêt menacé wu loolu dañ koy écraser mais seen intérêt nañ woy di ko téye du ñu la bàyyi nag nga nekk ku beddeeku moom sa bopp mën sa bopp mais dañu fexe ba moom ne la yaa moom sa bopp ci tur mais liy tax nga man sa bopp ñu am tuuti luñ la ci jox li ci des ñu téye su demee ba luñ la joxoon jeex mu ngi mel ni rek dañoo yor saako ceeb bi soo waree togg ñu jël kilo jox la soo toggee ñëw suba soxlawaat nga ceeb ñëwaat ñu jox la su dee dégg naa la noonu la demee sax oustaz question bi muy ñëwaat laataa muy ñëw oustaz Mohamed ci loolu mooy bu fekkee ne ñoom du ñu may sunu état yi ñu yegg fenn fi lu nee nañ leen taxaw leen Afrique mu gën a yaatu pourquoi ki ñuy wax ne moom bul yegg fenn ak sa population ci benn taux bi ka nekk ca kaw moom may nañ ko moom après mu doon milliardaire bi nga xam ne moom mën na riche moom mën na denc milliard pare di ko dimbalee population te mënu la ubbil buntu population ci créer luy tax population bi doon ay milliardaire ci waxin waaye moom mi leen jiite moom mi nga xam ne moom la ñu dénk moom système boobu mel na ne niñ ko tëggee moom may nañ ko moom mu riche mais ki mu jiite système bi mel na ne mayu ko mu riche bu dee dégg naa li nga développé effectivement oustaz xam nga soo xoolee li xew fii Afrique ay réew la yoo xam ne dañ leen jàpp agressé leen dañ leen agressé ñaari yoon ci wàllu culture ndax bu ñu fàtte ni culture mooy lépp ci askan dañu agressé culturellement moo xam ne agression
occidental ñi nga xam ne ñu jàng tubaab yi daf leen dal ba ñuy réfléchir en tubaab di bëgg solutionner ay problèmes africains avec des outils tubaab xam nga lii dara gënu ko metti maanaam jël ay solutions européennes à des problèmes africains te lii tàggat bi leen tàggat ci école nasaraan bi moo koy def ndax daf leen di jox ay melokaanu sax tubaab en réalité suñuy sol dañuy sol di ay tubaab suñuy wax dañuy wax comme ay tubaab et bi ci gën a bon mooy suñuy xalaat dañuy xalaat comme ay tubaab boobu ci gën a bon ndax mën nga solo comme tubaab di wax tubaab sax te loolu aayul ndax culture kese la am tam benn agression orientale tam bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu saa arabe yi suñu ustaas yi ñu bëri tamit daf leen dal maanaam ñoom dañuy raisonner sax léegi en arabe en réalité da si gis ki nga xam ne sax culture arabe mun nam sax mu jaxase kook islam te fekk amul rapport ak islam gis une culture arabe bi nga xam ne amul benn rapport ak islam donc ñaari agression yi nag nit yi am daf ñu yóbbu kon ci modèle bi ñuy dund ñun du modèle bi nga xam ne solidarité dafa am sens ndax modèle occidental boobu modèle la bi nga xam ne modèle lu nooteel la bu ñu fàtte ni ku ñuy wax Adam Smith ñoom tubaab bi ñu ngi koy màggal sax def ko benn wàllu yu bu mag a mag parce que bokk na si njëkk bind sur la nature des richesses ñu wax sax ne économie bii tey jii économie tubaab bi neen moom mooy seen kilifa ñoom kii li mu doon théoriser sax en réalité la main invisible doon théoriser li muy théoriser mooy ay doctrine la ak ay philosophie yoo xam ne que dimbalante du yoon dañoo war a xool lu ñu liggéeyee ñoŋalee le marché ba créer la concurrence ba les meilleurs nekk ci kaw il faut que les meilleurs gagnent maanaam la loi du marché boobu mooy ba tey la loi de la jungle bi nga xam ne jàpp nañ ni ci àll ba les faibles ak les malades dañoo war a nekk ay ndawal pour gaynde ñu lekk leen ñu avancer et que y a une sélection naturelle ci wàllu mala yi sélection naturelle boobu mooy tax ba ci gaynde yi ba ci biir segg yi ba ci biir xar yeeg ñëpp les meilleurs ñi ëpp doole ëpp kàttan ci nguur yi ñoom ñooy am droit nekk papa ñoom ñooy mën a tëbu pour mën a bàyyi descendance les gènes forts vont rester donc lii nag la ñu tëralee économie en réalité dañu ko def benn jungle quand on parle du marché en économie on parle d'une jungle quand on parle de stratégie sax stratégie baat bi sax dafay delloo ci guerre c'est des affrontements yoo xam ne aujourd'hui c'est des concurrences sans faille da ngay survivre wala da ngay dee donc modèle boobu nag oustaz modèle la bi nga xam ne ñu nekk ci njolloxtaan bi amuñu intérêt am ñeen ñu fa ñëw ndax ñeen bu ñu fa ñëwee dafay yàq organisation bi ci boobu moo tax ñooñu dañuy woyal benn organisation coloniale bu fi nekkoon muy organisation bi nga xam ne ay privilégié la muy ñu fi colon yi nekkoon nga xam ne ñoom ñooy mulâtres yi ak métis yi ak tubaab yi ak les indigènes ñi nga xam ne ñoom ñooy baadoolo yi waa géttu ba yi maanaam soo xoolee dualité bi polarisation société bi lii la modèle occidental créé partout fu mu jaar te suñu dëkk yi tamit wax dëgg yàlla du exception donc aujourd'hui on a un Sénégal fii Sénégal en tout cas on a un Sénégal des privilégiés ñi nga xam ne ñii Sénégal bi ñuy dund ñoom bokkut ak ñun suñu Sénégal bi ñuy dund dara jafewu leen lépp yomb na leen ñu ngi si ay lu nooy la ñuy dund ak benn Sénégal bi nga xam mooy Sénégal des difficultés coow nag mooy bu ñu amoon un bon système dafay créer le pont entre ces deux pôles là nga xam ne ñii ñu ngi sonn ñii ñu ngi am ñu créer ay système de pont yi nga xam ne pour mën a joindre ces deux pôles là malheureusement pont yooyu existé wul ndax modèle bu ñu nekk du modèle entraide ak solidarité modèle concurrence la ak modèle survie pour la loi des plus forts donc tant que ñu ngi si modèle bii nag wax dëgg yàlla nii lay continuer di demee macha allah am na solo daf may fàttali Oustaz Mouhamed góor gu baax yàlla na ko yàlla yërëm góor gi Alxaaji Ñang dañu mos a mi ngi dëkkoon Lansar maa ngi nuyu njabootam gépp ci jàkka ji imam Kelle ñi ngi nuyu imam Kelle jàkka ji muy jiite dañu mos a julli fajar wasifa toog ba noppi mu ne Saar xéewal yi yàlla wàcce doy na sëkk dëgg la xéewal yi yàlla wàcce doy na sëkk yàlla wàccoo na ak noonu dëgg la ma ne tekk di ko déglu góor gu yàlla mayoon xekk ma mu ne boo gisee fi wow xéewal yi mel ne ndox mu wàcc doy sëkk mu ne fii taa tax mu ne bu fen taawutoon fépp tooy bu fen taawutoon dëgg la fépp tooy macha allah ma ne ko ñang kon maa ngi soog di mën a firi compte bloqué ki am ba géejal ne fii ak 10 ans sama milliards yi soxlawuma ko dëkk ak ko ordonnance su 3000 di rey te yëgoo ko
mooy dëggal loolu nga wax na wallaay ndeysaan maanaam lu tax ñi am ba géejal maanaam am gi am gu sérieuxwul am ba géejal te fas yéene woo wàccee ko lu dul rek da nga jëflanteeg koo tollool niveau pour sa am di gën a yokk sax wallaay xaaj ma si la kan laa mos a dégg mu wax ko mu ne bu njëkk da nga gis ku amoon ku daan am fukk fekk ku am benn mu jël benn tegal ko ca mu nekk ñaar moom mu dese juróom-ñeent mu ne waaye léegi da ngay gis ko am juróom-ñeent fekk ko am benn mu lijjanti bennam ba teg ko ci juróom-ñeentam muy fukk kooku ñàkk wallaay dëgg la mu ne léegi loolu la ñuy dund nga xam ne léegi ki am moom xoolul lu dul ki am lu tuuti nu mu jëlee lu tuuteem loolu toog danañ ci dikk mooy système mu banque yi ñaare mooy dañuy ñëw lebal la tay la loola nangam nga pare amoo loo fay ñu nangu ko appauvrir la waaw dëgg la danañ ci dikk ci loolu mais suuratu yaasin dafa am jenn laaya Oustaz Mouhammad buur bi di wax ne wa ida qiila lahumu anfiqu mimma razaqakum allahu qaala alladina kafaru lilladina amanu an nutimu man law yashaau allahu antum in antumu illa fi dalalin mubin ci wàllu solidarité laaya jooju noonu koy tasale ndax ñu bari tey dañoo jàpp ne ñi ñàkk ñoo ko teg seen bopp ndax buñ defoon effort am ba ki jug di leen dimbale am ku nekk seen nopp mooy mënoo dajal ñëpp sénégalais yi ku leen nar a dimbale yaay mujj di yalwaan nan la ñuy déggee laaya jooju aaya boobu dañ koy déggee ci weddi yàlla ku koy déey la nekk ay principe ki weddi yàlla ki koy déey mooy seytaane wa zayyana lahum sheytaanu amalahum seytaane moomee la ñu yàlla subhaanahu wa taala wax ni yaidukumul faqr gis nga yàlla rekk kay xakim wa ida qiila lahum anfiqu mimma razaqakumullah mimma razaqakumullah te loolu dinaa ci ñëw sof li docteur Cheikh Omar professeur Cheikh Omar doon wax yàlla subhaanahu wa taala ñaari système ñoo am système bi fi njëkk mooy système u Allah subhaanahu wa taala mi nga xamante ne moo créé àdduna créé ko ci anam boo xamante ne dafa bëgg nit ñi am moo tax mu préparé loo xamante ni mooy tax nit ñi am yàlla subhaanahu wa taala bi mu bindee suuf fii arbaati ayyaam ci beneen aaya wa baaraka fiiha wa qaddara fiiha aqwaataha fi arbaati ayyaam lan moo ci topp sawaan lissaa'iliin yàlla subhaanahu wa taala dafa def ci suuf tous les outils yuy permettre suuf lu fi waay def mu gis njëriñ bi loolu moo tax ku ñëw àllaaxira te amoo loo xamante ne moom nga doon gagner sa dignité ngir daal di tënku ci ab suuf doo am lay ci yàlla alam takun ardullahi waasiatan fa tuhaajiru fiiha soo demee ci suuratu mulk yàlla di wax ni famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi kon mu mel ni système borom bi subhaanahu wa taala mooy système bi nga xamante ne ci base pas-pas la aju pas-pas bu aju boobu nag su ko nit ki ratee pas-pasuk seytaane moo fiy nekk moo tax pas-pasuk seytaane dafay nekk li nga xamante ne moom mooy ya'idukumul faqr seytaane da leen di dig ñàkk parce que day jàpp ne lii nga xamante ne moom nga yor sa góor-góorlu moo la ko may te foofu la ñu bëri trompoy yàlla subhaanahu wa taala ci alquran daf ñoo jox ñaari exemple yu extrême benn exemple bu extrême bi mooy ki beew ngir nguur muy Firawn l'autre exemple bu extrême bi mooy ki beew ngir alal mu dëxëñ ñaari exemple yooyu yëpp tuddee ko ci saaru xamante ne mun nga wax saaruk léeboon c'est-à-dire qasas bu njëkk bu ñuy léeb pour kii déglu léeb bi mun ci jëlee li nga xamante ne moom mooy jàngat yàlla ci saar boobu la tuddee ko suuratul qasas
bi mu ko tuddee suuratul qasas jox ñu li nga xamante ne mooy nit ki yàlla dénk alal mu fàtte démb qaala innama utiituhu ala ilmin indi lii ma am sama xarañte moo ma ko may damaa jàng ba bëgg a dee yeewu fajar kon lii nii rek la ñuy def da ngay kër-këri xaalis bi dama koo ñàkk maa ko liggéey c'est-à-dire loolu mooy système bi nga xamante ne moom la ñu yàlla subhaanahu wa taala di man or que ne ci système islamique bi nga xamante ne day prôner solidarité maa naqasa maalun min sadaqatin maa naqasa maalun min sadaqatin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne acte de solidarité te mooy dimbali nit ci loo xamante ne am na ci aajo musta wàññi ci alal yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqat yàlla subhaanahu wa taala dafay riba mooy système bële nga xamante ne moom la nit ki jàpp ci fuqale ne la dama lay lebal te dina ñëw incha allah bu docteur professeur di ñëw ci système finance islamique al qard al hasan ak yooyu yëpp nga xamante ne base solidarité ci l'islam ak base li nga xamante ne moom mooy économie ci l'islam mu éthique ak morale ak li nga xamante ne mooy foi aqida moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne maa naqasa maalun min sadaqatin li koy gën a incarné mooy keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee suñu Aïcha radiallahu anha ne ko rayal gàtt nga séddale ko suñu Aïcha rey gàtt bi séddale ko ba mu des benn pooju yàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ne ko foo toll ca la nga doon séddale mu ne lépp a dem ba mu des benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lépp a des ba mu des benn yaa ngi dégg c'est-à-dire suñu Aïcha mu ngi jàpp ne lépp dem na benn naa fi des yonent bi di ko xamal ne li des moo ci ñàkk li des moo dem waaye li dem a des bi maanaam la dem mooy li ñuy tuddee valeur ak éthique nit ki buy joxe inter-et du tur bu rafet mais dafa am leneen loo xamante ni maanaam de mooy pas-pas bi nga wax kiy joxe day fekk mu gëm ne nekkul innama utiitu ala ilmin indi du yeewu fajara ma ko may effectivement du jàng guddi bay bëgg a dee ma ko may du yanu ba sonn ma ko may du ay voyage yi bare ma ko may effectivement mais wa ma bikum min ni'matin fa min allah déglu waatal si système boobu toujours ñi ciy beew mooy ñiy jàpp ne seenu fàggu ci ñoom la suñu amee njaboot gu bëri njaboot googu du ma jur samay doom muy doxal kenn système de solidarité c'est doom ñu yónni ko nga ne déedéet du ma jural kenn ak mbaam yu muy yónni sama dërëm bii nii maa xam ni ma ko lijjantee déglul yàlla ci saar bi njëkk a wàcc ci alquran dharni wa man xalaqtu wahida wa ja'altu lahu maalan mamduuda wa baniina shuhuuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid nga xamante ne système boobu seytaane di toggee doomu aadama ba mën ko toujours loolu moo koy motiver moo di ne day fàtte ne wa aatuhum min maalillahi alladi aataakum kon bokk na ci li nga xamante ne mooy tax nit ki du mën a def solidarité non firi leen wax jooju dafa am solo wa aatuhum min maalillahi alladi aataakum na ngeen leen maali effectivement Cheikh Omar effectivement ngeen jox leen ñi ñàkk inter-et na am seen diggante pour que ne alal ji leen yàlla jox dee leen min maalillahi mimma razaqakumullahu ci alalu yàlla ji dee leen ciy joxe moo tax comme que yàlla moo moomoon alal jooju mu xam ne jamono dina ñëw xam nga tey bu ñuy wax système économique ñi ko incarné ci àdduna bi ci jamono ba léegi mooy lobby juif delluwaatal ci alquran fan la yàlla subhaanahu wa taala di ñu artu que ne alal jooju warta nekk benn monopole ci diggante ñi nga xamante ne mooy les capitalistes ñi nga xamante ne ñoo kii ni kay laa yakuna duulatan bayna al agniyaai minkum
li tax yàlla séddale alal ji pour que alal ji mu bañ a nekk loo xamante ne ñi riche rek ñoo koy paasante seen ñooy enrichir seen biir di ko paasante seen biir kon laaya jooju ñu ngi koy déggee que ne dafa am ñaari système yu am ci kaw suuf benn système bi képp ku ko yàlla subhaanahu wa taala nattoo doo gisee lu dul li nga xamante ne mooy gisin boobu parce que ki teg théorie bi yàlla subhaanahu wa taala dafa wax ne yaidukumul faqr wa yumannikum da leen di dig ñàkk ba pare di leen wax ne alal bi day gën a yokk bu ko defee yow ngay continuer di kii ni or beneen système bële mooy di ne innama nut'imukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura macha allah macha allah defe naa ñi seetaan mi ngi am solo gis ngeen ne kon solidarité ndekete mënul am te fekk ngëm-ngëm bu sell lalu ko dafa am dimbale ak dimbandikoo ki gëm ne li mu am yàllaa ko jox mu war ko jàllale ci jaamu yàlla yi day dimbale waate mais kee nga xam ne gëm na ne ay pexe ko may li mu am ku muy joxit dimbandikoo la xam nga lislaam ci riba da nga ci dikk bi mu teree riba ñu ne waaye yàlla daal dafa compliqué rek innamal bay'u mithlu riba sunu borom ne leen wa ahalla allahu al bay'a wa harrama riba leble pour solidarité la leble ki nga xam ne nii yaa ngi koy lebal da nga koy dimbale effectivement al qard mais ki nga xam ne nii moom amul gëm-gëm war a dimbale waate leble gi dafa ci am lu mu ciy fàkke di ko ci jëlee léegi nag bu pas-pas sellee nga gëm ne li nga am yàlla la ko jox da ngay gëm ne ni la yàlla dimbalee noonu nga war a dimbalee keneen mu jaaree ci yow moom la Cheikh Al Hadj Malick waxoon biñ ne ko waaw lu tax si yow doo denc dara lu ñëw rek nga joxe ko mu ne al buusitatu laa yakulul xawaalaat lantinoor baaxoowul loog diwlin ku nekk kuy borom alal lantinoor nga butéel bee jaamu yàlla yi diwlin ji mooy xéewalu yàlla yi yàlla dafay jaarale ci yow ngir mu dem ci ñeneen dëgg la ci lay wax ci xadisul qudsi al agniyaau wakili wal fuqaraau iyaali ida baxila wakili ala iyaali salabtu nakaali fala ubaali ñi am maa leen délégué ñi ñàkk sama njaboot lanu ñi ma yebal nag pour ñu joxal ma sama njaboot bés bu ñu nayee téye ko xol bu tànguk sama njaboot googu du sedd ci seen kaw danaa yebal ci sama kaw samay duma te duma ci faale dara moo tax lu baree bari léeg-léeg ki ko yoroon ñàkk ko na xool boppam nu mu def ak bi mu ko yoree ak jaamu yàlla yi Cheikhouna dama ñëw yow ci baatu équité sociale bi ñu wax ci thème bi mu mel ne solidarité bu amoon dana war a mën a wàññi bañante bi dem Oustaz Mouhamed a ngi koy wax mayante leen ndax ngeen bëggante yeneen bi loolu la wax joxente leen cadeau ndax ngeen bëggante dana war a mën a wàññi agression bi am ndax ki nga xam ne gis na boppam wala gisul boppam ci société ba jàpp ne xëy na nag duñu cautionné yu loolu mais liy indi léeg-léeg ñaareel nit dem ba jàpp ne war na mën a dogaale borom alal bii ci koñ bi pour dal ci kawam ndax borom alal bi bu ko bàyyi woon xel wala bàyyi woon xel waa koñ bi dana am kenn ci koñ bi kuy xalaat ku nekkul étranger ci koñ bi pour ne na wan a dal ci kawam ndax mi ngi ñuy rombat oto yu rafet dina ko jaay dimbale wunu dama jël rek exemple boobu mais mën na gën a yaatu loolu bu ñu dimbalante woon ndax du jur équité sociale ba ku nekk gis sa bopp ci sa morom gis sa bopp ci yow. waaw damay waxaat auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim santaat yàlla beneen yoon parce que vraiment thème bi su la yàlla dimbalee nga mën ko partage ak borom xam-xam yu mel ni yéen vraiment kontaante day ñëw parce que thème bi professeur Cheikh Oumar Anne dafa laal fu am solo mais oustaz Mohamed ñëw feneen te ma jàpp ne question bi nga ma posé ñoom ñaar dañ koo tontu lu tax te démb am na laaj boo ma laajoon parce que da nga ma ne est-ce que su doon dimbalante bi dina indi équité sociale maanaam indi benn équilibre social ci biir réew mi noonu la waroon demee mais du ko ni mën a demee ndax li professeur Cheikh Oumar Diagne wax parce que tey su fekkente ni man dama lay dimbali c'est le système n'est pas favorable pour yow nga mën am dara loolu dafay réduire en néant sama ndimbal boobu noonu du am jeexital parce que yow da ngay ñàkkaar moom la professeur Cheikh Oumar Anne bëgg expliquer et loolu noonu nag état mooy dem bi nga est-ce que état warut a dimbali ma ne état warut a dimbali état force la
te moom la professeur Cheikh Omar Anne di jéem a expliqué. Cheikh Omar Diagne. Cheikh Omar Diagne di expliqué. parce que état dafa am benn rôle bu fondamental boo xamante ni moom la am. par rapport ak li nga xamante ni moom la ko askan wi dénk mu nekk une obligation. boo xamante ni daf ko war a def pour askan wi. léegi nag loolu noonu lu tax suñu état yi mun ñu cee yegg mooy nooteel bi nga xamante ni yenn gis-gisi ci àdduna bi nga xamante ni professeur Cheikh Omar Diagne moom lay expliqué moo tax suñu état yi mun ñu cee yegg. te ma jàpp ni suñu état yi mën nañ cee yegg lu tax nag ci naka lañ ciy yeggee ci kaw ñu bañ nooteel boobu parce que am na ay réew yu bëri yu nekk ci àdduna bi yoo xamante ni bañ nañ nooteel boobu noonu te yegg nañ ci liñ ci bëgg yegg wala bokk ñu ngi ci yoon parce que professeur dafa wax yu am solo benn bi ci jiitu dafa wax capitalisme beneen bi ci jiitu mu wax libéralisme mais lu jiitu système yooyu noonu dañu am ay systèmes yu ñu fekkoon mais système yooyu noonu dañoo xeex ci seen biir am ay système yu lekk yenn système am yenn système yoo xam ne dañoo dàq yenn système am yenn système dañoo transformé yenn système soo seetloo capitalisme bi muy wax nii libéralisme da koo wannaasu ci biiram léegi libéralisme bi mu ñëwee laataa libéralisme bi yow y avait les républicains y avait les socialistes c'était un système doctrine la gis-gis la woon y avait des pays comme la Chine yoo xamante ni amoon nañ ay façon politique yoo xam ne dañ daan wax ni nit du am ñaari kër nit du am ñaari oto nit du am ñaari nangam nit du am ñaari ces politiques là newoon nañ fi mais politique yooyu dafa am ay politique yu ñëw xeex ak ñoom am ay moyens mooy li may wax chaque jour que ni ne que ni loo gis si àdduna dafa am benn modèle boo xam ne dafa am ñu koy incarné ma ne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn modèle boo xamante ni moom la incarné moom la prôné woon te suñu nitu diine yi tey war ko représenté war ko doxale moo tax léegi professeur wax na ko bu am solo mu ne li dal ñu jàng tubaab moo dal ñu jàng alxuraan sànq oustaz Mohamed maa ngi yow suñu doon waxtaan nañ téléphone waxuma la ko fekk sa ma ne man su ma yoroon réew mi du ma ko dénk ñu jàng arab ñu jàng ji du ma comme ni ma ko ñàkk dégg du ma ko ñàkk parce que ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da nga jàpp ne la nga xam mooy ñu jot réew mi et ils sont suffisants ci loolu dem nañ ba nga xam te ni pour wax la nooteel bi ñu noot ñun ñi jàng ji tubaab bi dañ leen noot ñi jàng ji arab ñi jàng arab dañ leen noot te ñaari pensée yooyu noonu ñëpp arab yi dañu amoon pensée wu noot ñu tubaab bi amoon pensée noonu te ñaar ñëpp réussir nañ ko suñu société ci ñi jàng ji diine ak ci ñi jàng ji ñële loolu nag mooy suñu problème bi gën a mag mooy que ñun suñu ay mbir même li ñuy jàng ji ci feneen bu ñu ñëwee duñ ko contextualiser maanaam ka lay jàngal lam lay jàngal ak la ko daf ko contextualiser en fonction de moom de ses réalités socioculturelles ñun nag soo ko jéemee contextualiser si réalité socioculturelle bi nga nekk dañ la naan non diw wax na nangam te diw moomu noonu dëkkam la nekk la preuve ci suñu këru diine yi rek tey Sénégal am na kenn koo xamante ne la mu jàng biir këram la ko jàng pour moom lañ ko wax foofu noonu rek moom loolu mooy dëgg am na koo xamante ne tey Sénégal weer bu wàccoon biir këram feeñ danaa non damay xaar leneen dëgg la loolu moom laa ne mooy suñu premier problème ñun Sénégal man dama jàpp ne amut ay intellectuel li ñu xalaatee ay intellectuel suñu jafe-jafe bi gën a mag mooy li ñu xalaatee ne mooy intellectuel au fait duñu ay intellectuel mooy koo xamante ni dafay jëfandikoo xelam ci lu koy jëriñ dëgg la pas koo xamante ni day jëfandikoo xelam wala nit dugal na ci xelam xam day jëfandikoo xelam ci loo xamante ni day jëriñ ci keneen et ñun loolu moo ñu dal ci suñu société li koy firnde da nga ko bu am solo sànq ci wàllu libéralisme ak li nga xamante ni moom moo téye étranglé suñu économie dëkk ak li ko téye parce que ñun li nga xamante ni moom la ñu am te nga xamante ni moo waroon jëriñ askan wi ba nga xamante ni moom li ngay wax que ni équilibre social boobu noonu dafay am mënta am te professeur explique ko léegi si démarche am mooy que tey dafa am ñoo xam ne dañu am benn xalaat boo xam ne dañu ñëw pour libérer àdduna bi ci lan parce que tey soo waxee quand on parle de tey boo gisee àdduna bi mooy les gens parlent du maçonnisme lan mooy le maçonnisme ce sont des gens quand tu parles le maçon rek tabax nga gis ñu ne dañuy ñëw àdduna bi dañ ko war a tabaxaat ci naka ci gis-gis société ci fait ak religion ak lépp dañ ko war a tabaxaat loolu nag boo koy tabaxaat dañ ko war a jaaree ci ay gis-gis ak ci ay xalaat mënuñu koo jëmmal dañ koy jaarale ci politique yi pour l'instant nii waaye seen objectif ëllëg mooy que bu ëllëgee ñi bokk ci ñoom ak seen gis-gis di diriger suñu réew tey am na suñu doom yoo xamante ne ñoom ñoo leen di fayal jàng ci université yu mag yi fii léegi 20 ans 25 ans xale yooyu la ñuy ñëw indi leen fexe lu ñu nekkee président suñu réew yi nekk président assemblée nekk directeur société institut pour que ñooñu mën a doxal seen loolu ci biir àdduna léegi loolu nag pour mu ñàkk bañ a mën a am il faut que parce que àdduna loo gis dafa am les forces du mal et du bien moyens yi nga xamante ne les forces du mal moom la ñuy utiliser wa ak di ko def damay jox exemple rek dama koy wax chaque jour ma ne plateau télé yi moo tax tout le temps damay féliciter waa Sénégal ci lii tey su fekkoonte ne tey këru diine yi dañu génnee budget wu ay milliards ne ñun dañoo bëgg télé yi diine saf ci
programme yii nii xaalis sañu fay ku ci fay kër yi bu ñu génnoon budget milliard communication nañu bëgg tey télé yi programme bi changé tey Sénégal waaye bi mu jógee nekk ni après ndogu wala avant ndogu damaa bëgg télé yëpp diina saf ci lu mu def dafa fay indi ay programme te ko fa def ko dugal ko effectivement force yooyu noonu ces maçons là noonu la ñuy jëlee di jël ay di idéaliser ay nit di jël ay nit di leen matérialiser di leen jox alal ak yooyu noonu ñu ñëw di investir ci suñu télé yi ak suñu doom yi ak si lépp donc loolu il faut mu am lu ko contrer te pour lu am lu ko contrer il faut nga indi lu toll loolu wala lu ko ëpp léegi fi may daanle ci wàllu cohésion sociale ci wàllu économie foofu suñu réew yi li suñu jafe-jafe ba nga xam te ne tey su ma la defalee yow doo mën a da ngay ñàkkaat dama lay jox benn exemple Cheikh Omar Diagne dafay nekk benn société française boo xam te ne dafa dem France mu leb benn xaalis sur un taux de pourcentage de 3 4 5% mu leb 100 millions man may leb xaalis boobu noonu ci benn banque fii ci réew mi ma leb ko sur un taux de 10 12 13% déjà ci départu xaalis aman rek moom raw na ma teg seeg ñu fet dëgg la mu nekk benn société française mu ñëw dugg ci Sénégal Sénégal signé na ay accords yoo xamante ni ak France yoo xamante ni moom en tant que France dafay am ay exonération yoo xamante ni man Sénégalais bi bénéficié wu ma ci dëgg la beneen bi mooy que déjà li nga xamante ni man moom lañ may kii sur les taxes sur les 12% bu moom du ko fay exonération douanière sur certains produits moom du ko fay yooyu yëpp dafay bokk ay mbir yoo xamante ne tey yow Sénégalais bi moo tax man ne suñu état yi au juste loolu mooy suñu problème xam nga dañu fi waxtaan benn jour ñu waxtaan que ni suñu borom xam-xam yi nga xamante ni dañuy génn di dem bitim réew moo tagga témbe suñu réew ma ni déedéet la dem la fi des ko ëpp dëgg la te la fi des kaaru lu ñu am comme xam-xam exploité wuñu ko effectivement tubaab yi ñuy wax naan sénégalais yi ak boo waxee af ñu ne tubaab yi dañuy exploiter suñu richesse lañuy amee mais ñun suuf si ñu jox tubaab bi li si def moo ëpp dëgg la li ci des lan lañ ci def ak lan lañ ci war a def donc ce sont des choses yoo xamante ni suñu gouvernement yi ba pare ci yi nga xam ne moom la suñu gouvernement yi di investir comme tu l'as si bien dit ci ñuy investir soxlawul jël ay emploi yu bëri li nga xamante ni moom moo soxla dëggantaan jël emploi ba mooy système mooy kii tertiaire bi nga xam ne tey lu jëm ci agriculture ak élevage parce que tey soo réew mu mel ni France à travers l'agriculture la France s'est développée parce que lan parce que elle a su créer une chaîne de valeur parce que c'est à travers cette transformation là que tey ci la ndimbal di nekk je donne un exemple tey boo jëlee produit bu mel ni meew xoolal ñaata junni français moo ciy liggéey meew kese on te parle d'industrie laitière à travers le c'est une industrie état foofu lay indee jeexital ci réew ba nga xam te ne tey cohésion sociale ak stabilité sociale boobu noonu ci wàllu liggéey nga xam ne Sénégalais bu nekk buy liggéey da ciy gis boppam réew yu mag yooyu loolu la ñu réussir loo xamante ni suñu réew yi réussir defuñu ko d'accord baal ma xam naa dafa teel a woote mën nañu xaar ba ci kanam tuuti ñu gën a développé waaye ñu jël ko gannaaw dugg na salaamaaleykum waaleykum salaam ahlan ñi ngi ziar delloo ziar oustaz Matar kan la man la Siré waa bismillah waaw man maa ngi wootee fële ca France waaw maanaam seen thème bi am na solo lool parce que bu ma xoolee ci réew mii ma nekk nii ma comparé ko ak Sénégal gis wàllu solidarité bi te Sénégal nekk réew jullit fii nga xamante ne ni jullit ñi bëriwuñ fii la solidarité bi ëppee fii affaire yi dafa dem ba bokk seeni constitution maanaam solidarité sédd nit ñi alors que Sénégal solidarité bi mooy loolu quoi vraiment xaw na doy waar tuuti parce que fii damay joxe benn exemple bu ndaw rek lu jëm ci corona bi par exemple nguur gi génne woon na fi plus de 1000 milliards xaw ma mu ne da koy sédd gaañ dafay dimbali nit ñi li nga xamante ne jotoon na ko yónnee fii ci France ñun waa France jotuñu ci dara te fii mim réew maanaam waa réew mi waa France ñoom ñoo ñu dimbali ñun Sénégalais yi alors que suñu nguur gi ci boppam ñoom nee nañ yónnee woon nañu pour dimbali ñu ñun te ñun jotuñu ci loolu ñu wax ñoom te ñi nga xamante ne digguñu ñu woon sax ni dinañ ñu dimbali ñoom ñoo ñu dimbali donc pour te dire que vraiment Sénégal maanaam wàllu solidarité war nañ ko xoolaat bu baax ba niñ koy dugalee sax ñun ci suñu constitution ba
ba affaire yi nekk ay loi ay budget yu ñuy voté ngir dimbali néew di doole yi parce que fii léegi boo fi nekkee maanaam boo amee doom ñu dimbali la boo amee soxna ñu dimbali la boo néewee doole liggéeyoo ñu dimbali la boo dee liggéeyatoo sax ñu dimbali la mais Sénégal ñun loolu amuñu ko wax dëgg yàlla te loolu c'est simple système bu simple la ndeysaan système bu simple la ñii di liggéey ils vont cotiser dañuy cotiser bu ñu cotiser pendant que ñu ngi liggéey ci li ñuy cotiser loolu la ñuy dimbale ñi nga xamante ne liggéeyuñu ñoom bu ñu demee ba liggéeyatuñu ñi nekk di liggéey li ñuy cotiser ñoom ñu mën leen ci dimbali ñoom ñi doon cotiser avant ci mënatuñu loolu c'est simple solution bu simple la waaye Sénégal ndeysaan solution bi maanaam xam nañ ko ñëpp xam nañ ko waaye lu ñuy xaar ngir jëfee ko rawatina nag ñu nekk ay jullit en plus nga xamante ne ni maanaam sédd dafa war a bokk ci ñun ak ni ñu ko l'islam jàngalee nii ah xam nga bu la benn doyee ñu jox la fukk pour que nga séddale la nekkul pour nga téye nii rek naan ëllëg xaw ma lan mooy xew ëllëg xaw ma lan mooy xew ëllëg bu la benn doyee ñu jox la fukk juróom-ñeent yi pour nga séddale la xaw ma lan mooy xew ëllëg waaw li xew ëllëg de mooy dee xaalis bi rek naan xaw ma luy xew ëllëg dee xew ëllëg de waaw dee rek mooy xew ëllëg nga bàyyi ko fi ñeneen ñoo koy jëriñoo wallaay Mali vraiment ñun Sénégal war nañ am assemblée nationale boo xam te ne c'est islamique bu ñuy wax valeur islam ñu mën di ko def ay loi di ko booleeg waaw kii comme affaire république yeeg yooyu xam nga fu mu toll nii maanaam mootuñu génnee lu jëm ci wàllu république ci suñu réew waaye quand même ñu xool naka lañ ci dugalee mbirum l'islam as tuut ñu jéem a cumuler les deux quoi. d'accord. waaw. d'accord loolu maa ngi leen am na solo di leen sant. am na solo bu ñu jëloon l'islam dana baax ndax France dañoo jël lu dul l'islam respecté ko ñun nag dañoo boole ñaari dañoo boole l'islam ak France. mais respecté wuñu ko. waaw dañoo boole ñaari moo ñu sonal mais bu ñu jëloon l'islam respecté ko. ñi yori milliards yoo xam ne ñi ngi ko jëlee ci askan. l'islam da koy nangu. delloo ko ci askan wa su boobaa waaye dañoo boole ñaari kim libee ñu sonal. professeur Cheikh Oumar. jërë gannaaw ma jaajëfalee oustaz Mouhamed ak Cheikhouna. dañuy dégg finance islamique. tout le temps. banques yi. ci Afrique ci Sénégal. ku ci dem ba jaaxle fa ngay dem. ku bëgg a tabax amul benn fonds boo xam ne mën nga dem leb. duñ la teg coono boo paree fay ku bëgg a liggéey. amul foo mën a dem lekk duñ la teg coono. mais banques yi. ñoom ñoo yor alal ji. di ko lebal baadoole yi. ak ñi am mën nañ cee génn mais baadoole yi da leen di yokk léeg-léeg li nga xam ne mooy tumuranki finance islamique bi ñuy dégg mooy lan. jërëjëf oustaz Makhtar dafa mel ni sànq su may xool oustaz Mouhamed ak Cheikhouna commencé nañ déjà tabax wane ñaari paradigme yi nga xam ne ñoom ñoo taxaw dans le monde dafa am benn paradigme bi nga xam ne référence am ak base am mooy yàlla subhanahu wa taala c'est le paradigme monothéiste bi nga xam ne depuis yonent yàlla Adama alayhi salaam ba yonent yàlla Muhammad benn même paradigme la c'est un paradigme bu ñu basé ci yërmande ci jàppalante ci ragal yàlla ci bàyyi xel ni am na beneen adduna beneen dund ginnaaw dund suuf si ba pare paradigme la bi nga xam ne ni ko sànq oustaz waxee te dafa am solo trop li ngi wax sànq alalu yàlla gi maanaam dans ce paradigme là doomu aadama moomul alal bi il n'est qu'un régent il assure la lieutenance maanaam dafa yor xilaafa alal gi waaye moomu ko moomeel bi dëgg-dëgg ki ko moom mooy al malik moom mooy yàlla te moom moo koy dodaat tam moom mooy al waaris maanaam yow moomoo on te donne la gestion tu es un gérant d'un bien moo tax may ñu la sax nga def ci lu la neex lu mu la neexee parce que moomu loo ko moo tax mu am nag à côté beneen paradigme bi nga xam ne
mooy paradigme mu seytaan rek ndax ñaari xisb yi moom ñoo fa mos a nekk xisbullah xisbu seytaan seytaan xisbu seytaan tamit yàgg na am ay tur c'est vrai que capitalisme wax libéralisme ay turam yu récent la mais yàgg na am système bi nga xam ne système nappaaje ay doomu aadamaa ko xalaat ñoo ko taxaw fent ko teg ko seen xel te seen xel si jamono la tegu gisuñu mboole mi jamono yooyu mën ko régler donc ils ont essayé de solutionner des problèmes ponctuels conjoncturels fa la yem léegi nag système bu yàlla bi ndax jamono bi islam moo fi ne islam mooy système bu yàlla bi waaye système bu yàlla gi depuis Adama alayhi salaam ba fi ñu toll yàlla benn même système la am bi nga xam ne presque changé wul lan mooy finance islamique mooy la vision financière de l'islam maanaam l'islam moom nan la gisee finance bu dee nangu nañ ñun ñëpp d'accord nañ ni l'islam diine la bi nga xam ne bàyyiwul daraw doomu aadama bi réglé na lépp luy ay soxlaam réglé na dundam gi ci kaw suuf ndax dundam gi sax daf ko assimiler comme benn prison sax yàlla fi ñu assimiler suñu dund gi comme benn prison ne pour ku gëm ndax dans le modèle yàlla ñetti groupe fi nekk ñetti groupe waa gauche dafa mel ni sànq Cheikh naa ñuy wax ñëpp sànq te wax dëgg intellectuel dañ ko tumuranke on a beaucoup de diplômés on a des diplômés et des gens instruits mais on a peu d'intellectuels ndax intellectuel amul rapport ak dem école li tamit erreur bu ngan la bi xam ne ñu ngi ko jàpp ci réew mi pour ñoom ku demul jàng am diplôme doo intellectuel ce qui est faux un diplômé c'est un diplômé problème yu bëri sax yu nga dal sax diplômé yi dañu ko teg donc intellectuel c'est quelqu'un bi nga xam ne qui sait utiliser son intelligence pour régler des problèmes ponctuels sans benn attachement nag par loolu ci nekk maanaam il est capable de se dépasser fu mu bokk sur analyser benn problème pour régler ko kii c'est un intellectuel quel que soit fu mu mënti bokk donc paradigme boobu nag muy paradigme mu Iblis moo lal yi yëpp paradigme mu islam tamit lal ay lalam yooyu nag baax na ñuy fàttali ne islam comme nu ko diina la bi nga xam ne dafa andi ñetti martaba li yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na xadis buy jàngale li ñuy wax ak diin la sax Sufyaan ba si bind maqaamatu diin as-salaasa di ko yaatal muy islam iman ak ihsaan doomu aadama yi kenn ku ci nekk am martaba ba mu toll moom ay marxalaat ci biir moom ay maratib ci biir kenn ku nekk ak dayoom ñu gis ñu en matière financière yàlla dafa organiser doomu aadama yi ba tey rek si ñetti groupe ndax alxuraan sax wa kuntum azwaajan salaasa maanaam ñetti groupe yi moom yàlla daf ko fësal leeral ko bu baax a baax moom ay savoir yoo xam ne mooy les principes de base yoo xam ne moom la yàlla ne lii mënuma leen may nga jég ko ndax bu ñu fàttali oustaz Matar te moom la gars yi bëri di fàtte alxuraan c'est un message atemporel maanaam message bi nga xam ne du message bu yàlla wàccee pour waa 6e siècle wala pour ay arabe même bu dee ci langue arabe la ko yàlla wàccee waaye message la pour le monde entier pour l'humanité message la pour mboolee mi xeet yi message bi nga xam ne bàyyiwul suñu dara waaye ay principe la réglé pas ay détails alxuraan bokkul di ñëw di indi ay détails naan gaa yi kat tel nii ak nii ak naa mais principe bi moom leeral na ko lii mooy principe bi léegi kenn ku nekk par rapport ak ses spécificités par rapport ak sa culture par rapport ak sa histoire xoolal noo organisé wu en restant dans les principes nga régler sa problème kon islam daf ñu délégué daf ñu responsabiliser suñu ay problèmes waaye en respectant des principes yooyu nag alxuraan daf ko leeral ba mu leer nañ mun naa si tudd ñeent yi nga xam ne rek ñeent yi dafay encadrer doxu jullit bi dans sa réflexion en tout cas sur les principes bi si njëkk mooy bañ lépp luy riba ndax riba c'est un problème central bi nga xam ne islam moom daf koy xeex sur tous les côtés dañ si ñëw léegi xam naa lu tax islam moom acharnement boobu ci riba n'est-ce pas ñaareel ba islam dafay xeex lépp li nga xam ne mooy liy yàq société bi li nga xam ne mooy corrompre doomu la vie sur terre ndax bu ñu fàtte ne yàlla dafa def islaax ci àdduna la tufsidu fil ard sax la ñu yàlla woo ci alxuraan bu leen koy yàqaat ginnaaw ba ma réformer la terre donc alxaraam yàlla daf ko leen jàpp ni secteurs yi ak sujets yi ak activités yi man maa ko def croix baaxul seen dund baaxul seen nekkin baaxul seen avancé man maa ngi gën a xam seen bopp donc alxaraam tamit daf ko leeral mënuñu jëflante ci wàllu googu yeneen ñaar yi muy alxaraar muy nga xam ne xaraar c'est naxaate c'est voilà mooy nax gi mooy la spéculation c'est li nga xam ne ça dafay fausser la sincérité ak l'échange en réalité dafay wor n'est-ce pas ak li ñuy wax al maysir tamit nga xam ne wax dëgg yàlla dañoo jàpp sax ne ci bàkkaar sooy xool si alxuraan sax yàlla si bàkkaar yi nga la ko bokk ndax su ne yasalunaka anil xamri wal maysiri
mu ne xul fiihima ismun kabir. donc pour dire que Carte. lii ce sont des principes de base yoo xam ne yàlla daf ko tëral encore nag ñu war a bàyyi xel principes yi ak règles yi oustaz du ñu benn règles yi yàlla réglé wu ko daf ñu ko bàyyee et loolu mooy ouverture nag ci wàllu économie xam nga soo xoolee dafa mel ni comme ci wàllu sol gëw ma ne am na sol bi nga xam ne dafa sunnawe wala reer bu sunnawe wala añ bu sunnawe mu yàlla yontu sa sama diine ñëwul di règle la ñu war a añee xam nañ war nañu añ xam nañ principe bi waruñu añee lu araam waruñu añ lu ëpp waruñu yàq lii ak lekk-lekk yi kat dama leen ko tere waaye yéen ko war a añee ak ban heure ngeen koy añ wax dëgg yàlla réglé ko daf ñu ko bàyyee donc l'organisation économique et sociale de la communauté yàlla daf ko bàyyee ñi nga xam ne ñoom ñooy lu ñuy woowee ulul amr minkum ñi nga xam ne ñoom ñoo yor le commandement parmi vous muy borom xam-xam yi muy borom diine yi pour ñoom ñu réfléchir ensemble ci quelle est la meilleure solution par rapport au savoir révélé lu may woowee man les savoirs révélés mooy xam-xam yi nga xam ne yàlla daf ko révélé wax yu nag mooy lu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax mu leer ak lu Alxuraan yaxal au-delà des savoirs révélés ay savoir raisonné maanaam yàlla daf ñu woo ci xel ndax Alxuraan bu ñu fàtte ni ulul albab yàlla fi leen tagg sax ci Alxuraan message bi sax li ulul albab la c'est pour les gens doués de raison mooy liy wax sànq rek Cheikhouna c'est pas des diplômés c'est des intellectuels n'est-ce pas c'est des gens doués de raison au-delà des savoirs raisonnés mais des savoirs importés ndax yàlla fi def tamit def ñu shu'uban wa qabaa'il li ta'aarafu dafa créer un village monde bu ñuy wax mondialisation bu ñuy wax ni yàlla moo ko nekk théorisé def ñu nekk benn umma transcender ay frontières donc nit yi ñoo ñëw àndat ay contingence nationale tënk doomu aadama yàlla ñun benn umma lañ defoon donc aujourd'hui diggante ñetti xeetu xam-xam yooyu finance moom ci la tënk moom ñetti base yi xam ne si ñu war a évoluer. lan mooy modèle bi ci l'islam. waaw le modèle de base te sànq oustaz Mouhammad wax na ko sànq le modèle de base mooy comment réfléchir si 4 axes d'abord naka la ñu war a régler ce qu'on appelle la production l'allocation ak la distribution des ressources yi nga xam ne biens yi ay biens wu yàlla la alalu yàlla gi ñi nga xam ne mooy alalu yàlla gi naka la ñuy assurer sa juste distribution pas en matière égalitaire pas ci égal mais ci équité ndax équité bokkut ak égalité maanaam comment réfléchir c'est rendre équitable les biens de Dieu pour la famille de Dieu njabootu yàlla gi ndax an naasu iyaalullah n'est-ce pas njabootu yàlla bi lañ muy premier problème bi c'est un problème lié à l'équité deuxième bi comment assainir la vie ba dund gi neex ndax ñun dañoo am diine bi nga xam ne daf ñu woo ci ñu am dund bu neex ak neex-neex àdduna ak neex-neex alaxira soo xoolee ñaan sax bi wax ni moom la yentu say sam gënoon bëgg ci ñaan mooy rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina azabannar n'est-ce pas déjà sax alxuraan moo ñuy wax sax ne liman xaafa maqaama rabbihi jannataani donc ñun dañoo am dund bii si kaw suuf dañoo xalaat yàlla fi ñu jox jumtukaay ñu ko mën a gérer ba ku nekk gis ci sa bopp kenn ku nekk dund correctement kii woote sànq mu ngi wax lu am solo yoo xam ne man jàpp naa ne suñu organisé woon ñun fii islam jox ñu solution ba pare muy naka la ñuy créer une société égalitaire ba même ku amul liggéey sax dañ koy fay France soo demee am na yooyu RSA avant loolu amoon na RMI bi xam ne ku liggéeyul état bi gis na ni kii su ñàkkee ñëpp am mën na fi jékki-jékki mer commencé yàqee fu jàmbur yoon mu commencé am ay problème nañ xool si ñëpp lu ñuy dagg si ay impôt nañ ko jox tuuti comme ça mën a dund décemment ndax lekk naan am foo fanaan lii c'est le minimum bi nga xam ne képp ku dëkk ci dëkk bi da nga ko war a am donc nagam système mu dajal laa koy woowe sax système mu iblis bi moom ñoom ñi xalaat loolu rawat na yàlla bi nga xam moom jàngal nañu te di xaddis yu bëri yéen sa sama andi la képp ku baax ci doomu aadama yi yàlla dina baax ci yow képp ku muural ay torof doomu aadama yàlla dina la muural torof képp ku yërëm ku nekk ci suufam ku nekk ci kaw nu leen yërëm yàlla fi ñuy wan toujours benn effet de retour entre li ngay joxe ak li ngay jot yow li ngay joxe rek ngay am n'est-ce pas kon nga xam ni système boobu kon système la bi nga xam ne organise na ñu mën a dund ñëpp ci naataange sans difficulté ndax lépp lu ñu soxla am na fi ñetteelu ponkam mooy l'organisation des possessions maanaam am gi kan moo ko war a gérer ndax aujourd'hui li ñuy wax sànq ñu koy leeral système capitaliste bi ñu nekk mooy système mu iblis bi ñu nekk dafa am benn kuréel bu ndaw di nga xam ne
ñoom ñoo moom lépp suñu xool enquête yu gën a mag actuellement ci àdduna bi waaye na ni suñu jël 3000 personnes yi ëpp alal ci kaw suuf actuellement ci àdduna bi maanaam milliardaires yi gën a mag ci kaw suuf si 3000 ñi ëpp alal boo boolee seen alal ëpp na 60% alal bi am ci àdduna bi yëpp bu dee àdduna bi yëpp nous sommes 7 milliards 200 millions 3000 kese ñoom moom 60% alal yi nekk ci àdduna bi yëpp maanaam 7 milliards 100 mille 80 xaw ma ñaata ñooy bokkoo yeneen 40% yi des lii inégalité weesuwul lii c'est extraordinaire maanaam suñuy xool dëkk yi ngay dem yëpp les 100 plus riches détiennent plus de 50% de richesse de ce pays là ñoo moom banques yi ñoo moom télé yi ñoo moom sociétés yu mag yi ñoo moom lépp lu nekk ci mine ñoo nekk ci télécom yi ñoo moom machines yi ku moom lii yëpp dans le système capitaliste yaa moom lépp mooy wàccaa rek ba ci suñu réew yi moo wàcc suñu dëkk bi suñu dëkk yi instant yi dañoo amul milliardaires yi boo dajale woon seen i milliards dañoo amul nekk culture 60% ci alal waaw xam nga fii dafa am ñu bëri nga xam ne milliardaires yi xam ne dañoo sàcc xaalis bi liggéeyuñu ko ba pare dafa am ay mbiru nit yu ñuul dañu mën a nëbbu yaakaar yaa leen liggéeyal leen catu moo tax kenn nemul fësal alalam par rapport tubaab nga xam ne dafay wane carrément li mu am donc loolu rek moo tax mënuñu ko calculer dëkk yu benn Sénégal waaye bu ñu xooloon 1000 personnes yu ëpp alal Sénégal ñu boole seen alal su ko calculer ak richesse nekk ci àdduna bi ci Sénégal bi yëpp di nga gis lu ëpp 50% ñoom kese ko moom ndax ñenn ñi ñoom moom même chose ndax plus ngay am plus système bi da la gën a may nga mën a am système da lay yombalal am ci ku am ba pare. favoriser waaw milliardaire favoriser mooy li Cheikh naa di wax sànq. Quand on favorise quelqu'un dans l'investissement dans le financement dans l'exploitation de la production mooy que dañoo bëgg a rey bépp initiative bu jóge fële. donc troisième point kon point bu am solo bi nga xam ne mooy benn la ci pilier yi nga xam ne moo téye la vision financière de l'islam. ñeenteel bi vision bi nga xam ne oustaz njëlbeenam ak mujjantalam yëpp dañ ko teg ci ay valeurs yàlla te valeurs yooyu ak taawun ci la bokk. ar rahma ci la bokk. et cetera dafa am ay principes yoo xam ne principes religieux la c'est des principes yoo xam ne soo demee ci Bible ci Injil moo fa nekk boo demee ci Tawret bu yonent Yàlla Moussa moo fa nekk boo demee ci Zabour bu yonent Yàlla Daouda moo fa nekk boo demee ci suxufi Ibrahim yëpp boo demee ba ci téere yu gën a yàgg ci yonent Yàlla Adama même valeurs yooyu ñoo fa nekkoon valeurs yi nag moo manqué dans le système actuel bu ñu woowee le capitalisme ndax système bii nii elle est dénuée de valeur elle est sans morale c'est le culte du profit ak l'individualisme l'intérêt personnel kese moo nekk système boobu égoïsme moo tax système bii nag système la buy créer ay jafe-jafe ci àdduna bi donc aujourd'hui oustaz ñeenti piliers yi boo ko identifier rek boo xool levier yu finance facteurs jëfandikoo aussi bien ci biir budget peut-être naa si ñëw sànq maa ngi leeral ne suñu état yi seen budget dañ koo damm amatuñu budget si wàllu fiscalité naa si ñëw tam parce que ñu ngi wax sànq ba tudd zakat ak leen lu demee noonu nga xam ne zakat leen la rek comme xaraj comme xums et cetera ak yenn levier yi nga xam ne wax dëgg yàlla daf koy jëfandikoo moom pour mën a régler parce que dafa am li nga xam ne oustaz on peut pas parler de finance islamique sans parler de modèle islamique. Finance benn branche la ci biir économie comme nu économie nekkee benn branche dans la gouvernance mënuñu wax finance islamique wala économie islamique wala sax justice buy adossé wu ci charia organisation judiciaire te waxuñu l'organisation politique bu yor dëkk bi problème bi yëpp problème politique la quand l'État jàpp ni islam mooy sama taxawaay ci islam laa taxaw état boobu mooy mën a ne man lan mooy gis-gisu islam ci finance ma doxal ko lan mooy gis-gisu islam ci droit ma attee ko lan mooy gis-gisu islam ci politique sociale ma doxal ko et cetera donc la finance islamique a pour base le modèle économique d'ensemble modèle économique boobu vision la bi nga xam ne moo tax on parle même d'économie politique vision la bi nga xam ne l'état moo koy jëmmal di ko doxal aujourd'hui dans le monde état yi ëpp ci état yi yuy woote dañoo am doole état la ñuy xam ne dañoo xullook yàlla depuis bu yàgg révolution yi soo demee Europe dañoo woote woon sax ay laïcité di xullook yàlla dàq yàlla gis ba dañoo jël carton rouge jox ko yàlla ne yàlla na génn ñu yoree dëkk bi donc nga gis ni kon base yooyu nga xam ne mooy base de finance mooy jëmmal lu ñuy woowee la finance islamique finance boobu nag mu ngi am essor jamono bi ñu koy doxal mu ngi commencé màgg ay ñu dul jullit sax te loolu moo ñu war a gën a tiital ñun ñu dul jullit sax ñu commencé di ko approprier wu boo demee aujourd'hui capitalu finance bi actuellement au-delà de ñoom Dubaï nga xam ne ko bëgg def hub de finance mais c'est Londres Angleterre effectivement donc nga gis ay dëkk tubaab yi xam ne amuñu benn rapport ak islam ñoom ñooy woote instant yi finance islamique ñoom ñoo créé ay branche islamique ñoom ñooy créé ay banque tamit islamique ak ay edge yi nga xam ne sax di woote ay valeurs islamiques di wax ay sukuk
di wax ay modèles yoo xam ne si finance la nekk donc loolu tamit jar nañu jàngat ko xool lan mooy engouement bi tax aujourd'hui bu demee noonu ak lan moo ci war a nekk rôle jullit yi incha allah. d'accord tey ci biir réewum laïc bi ma la déggee finance bu fekkee benn branche la boo xam ne ci biir l'islam lañu waroon a ñëw ñu ne base bi l'islam la ñu soog di jël branche boobu nga xam ne moom mooy finance tey solidarité bi faral di am buñ ko bëggoon a organiser ak banques yi nga xam ne ni tey favorableul pour l'islam donc dañu ngi dégg banque l'islam islamique xëy na da nga ñu ci ñëwal mais tey buñ ñëwoon ne exemple azaka yi ni ñu koy joxee nii désordre daf ci am ñu xëyoon ne léegi dañu bëgg a organiser azaka yi ba nga xam ne ni tey ñi ñàkk dañ mën a def système boo xam ne nii bu ñu dajalee azaka ji am na koo xam ne tey bu ñëwee danañ ko ci tegal yoon woo xam ne fii ak 5 ans ci kanam wala 10 ans ci kanam dafay joxe li nga xam ne moom mooy azaka mais système boobu noonu de ak réew mii ñu nekk est-ce que c'est possible ñu mën a teg ay mécanismes yoo xam ne ni tey ci wàllu développement ci islam ci dimbalante bi weeru koor bu jotee ku ne sawar nga yëkkati ndimbal joxe bu ñu ne joxe leen ñu gaaw ndax weeru koor bi weeru promotion la ñu mënoon a profité convaincre ay jullit xëy na ñu génnee million ñu seet nan la ñu dajalee pàcc yooyu nga xam ne ni tey ñi tey ñëw génnee million joxe ko ñu jëndee ko ceeb lekk koy fan mu jeex jëndee ko suukar joxe ko ñu suukaree ko meew ak café mu jeex mais ñu mënoon a seet naka la ñuy dajale loolu am fenn fuñ ko dajale mu mën a jur dara mais système bi est-ce que dana mën a tolérer lu mel noonu tey ñu bëggoon ko dajale pour mu war a nekk loo xam ne dana jëriñ ñeneen ñu néew doole ëllëg macha allah yaa oustaz li nga wax ni dafa am solo trop ndax dañoo nekk ci jamono yi xat-xat ndax xat-xat mooy nga nekk si jamono bi nga xam ne sa li lay dundal ci wàllu ruux dañ la ko tere ci wàllu jëmm dañoo jël créer benn césure entre suñu ruux ak suñu jëmm te loolu déséquilibre lay andi ci nit ki maanaam nit ki mënu le man jullit laa ñu tere ko mu jëfandikoo lu ko diineem di sant ak lu ko diineem di doxloo donc pour revenir si li nga wax dafa am solo trop ñu comprendre ne lu possible la nekk en marge d'un système laïque qui est là ne man bugguma fi yàlla système boobu autorisé na bépp kuréel bu organisé wu ndax coow li nag défi wu organisation la xam nga sëriñ Cheikh yàlla na yàlla yokk ko leer dafa wax naan fenn bu ñu organisé mooy gën a sori sax dëgg bi nga xam ne koy organisé wu ko organisation dafa am solo ci lépp su mu lay jox exemple ci àdduna bi tey jii dama lay wax ne la dafa am léegi kuréel yu bëree bëri yoo xam ne dañoo am benn vision bu pour mën a dañ ci système officiel bi nekk si dëkk yi li mel ni crypto-monnaie yi ci la bokk ñoom dañoo xalaatoon ni la monnaie ni ko néoclassique yi di ko leeralee naan monnaie dafa neutre rek les 3 fonctions de la monnaie instrument d'échange nangam ñoom d'accord ñu ci monnaie bi nga xam ne état moo koy moom moo koy doxal moo koy décider ak banque centrale on va créer un système parallèle bi nga xam ne système monétaire décentralisé la bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ci yem képp c'est une organisation horizontale bi nga xam ne on va utiliser la technologie pour mën a di créer de la monnaie di échanger ay valeurs monétaires sans contrôle ni régulation état ils ont réussi à le faire en 2009 premier système bu mel noonu ñu wax crypto-monnaie ku ñuy wax Satoshi daf ko taxawal tuddee ko Bitcoin boobu ba léegi ay junne système crypto-monétaire judd nañ ci ginnaawam Ethereum yeeg Bitcoin yaa na beaucoup yoo xam ne judd nañ avec le même système blockchain nga xam ne déjà 1 c'est décentralisé 2 amul autorité 3 organisation horizontale la 4 dafa adossé à la technologie 5 dafa accessible même dans son contrôle les nœuds dañ ko ubbi pour ñëpp système contrôle bi ñëpp ci participer ndoo maanaam système bu participatif la léegi nag ndegam tubaab yi nga xam ne dañoo amoon rek vision wu xeex modèle libéral sukkandiku ci ay jàngale ku ñuy wax école autrichienne mooy ñoom von Hayek ndax von Hayek mu njëkk théoriser système yooyu mu ngi koy théoriser en 76 en 2009 taxawal nañ ko bu aujourd'hui màgg na ba am yeneen système yoo xam ne léegi ñu ngi commencé dépasser blockchain ñu ngi commencé dugg léegi si tàngal bu dee ñoom am nañu gis-gis beneen système bi nga xam ne état mënu ci dara julti kon fii man jàpp naa ni ils peuvent bien ber système bi nga xam ne de financement de collecte de distribution ak de redistribution bi nga xam ne mën nañu ko def sans état lu tax ma wax loolu nañ fàttaliku oustaz ne wàllu alal mun naa tudd par exemple lu mel ni zakat ndax zakat daf ci am solo trop ndax pilier la ci islam foog naa ni mooy seul pilier bi nga xam ne pilier bu am en même temps relation horizontale la ak verticale julli incidence bi lu verticale la diggante yow sa borom la koor tamit
wax dëgg yàlla amul impact ak incidence yi ne yow ak sa borom la borom bi sax neen sax asawmu lii sax borom woor bi sax pour man la wa ana ajzi bihi man kese maa koy fay booy xool ak màq relation bu verticale la diggante ak sa borom la ndax yaa ngi ciy sàkku am ci njëggal yaa ngi ciy sàkku am àjjana n'est-ce pas tawhid moom boo xaalee moo ko sax benn intimité la diggante al abdu wa rabbihi diggante jàmbe borom waaye zakat yaa ngi koy def di purifier sa alal yaa ngi koy def en tant que pilier pour respecter li yàlla digle waaye dafa am ay incidences sociales économiques et même politiques dans ton pays zakat instrument bu extraordinaire la bi xam ne man jàpp naa dañ koo desee xam wala dañ koo desee leeral doomu aadama yi moo tax ba tey jii ñu toll fi ñu toll donc aujourd'hui monde bi ñu ngi toll léegi avec la technologie ak benn ouverture bi nga xam ne dafa am lu bëri lu ñu tënkoon li nga xam ne tënkeeku na dafa am lu bëri lu ñu tënkoon ci régulation ci contrôle ci administration ak ci gouvernance li nga xam ne ubbi nañ ko avec la technologie donc c'est bel et bien possible dans un modèle laïque bi ñu nekk ni nga xam ne état bi nee na reconnaître ma dara lu nekk ci yàlla ndax bu ñu fàtte sax même laïcité base am fii Sénégal ñoo ëppal rek dugal ko fi nga xam ne yeggu fa waaye laïcité loi bi ko créé sax la loi de 1905 fële en France dafa ne la République ne reconnaît ne subventionne ni ne salarie aucun culte li mooy laïcité article 2 du ma reconnaître benn diine du ma subventionné benn diine du ma salarié du ma nekk tam di fay tam benn diine lii mooy fondement loi 1905 bi xam ne jox la loi de séparation bi nga xam ne moo andi ni yooyu laïcité tey jii donc laïcité kon tekkiwul ni diine waru fi am tekkiwul ni waruñu topp modèle yàlla dëkk tubaab bi ay dëkk mel ni Allemagne ngi nii Merkel be partem c'est un parti démocrate chrétien n'est-ce pas donc ñoom si jàngale yoon ci yàlla instant la sukkandiku ne pour doxal dëkkam donc ñun ñoo xuloog suñu bopp rek ba ñemee ñu woote jàngale yoon ci yàlla Muhammad ndax fii Sénégal lañ ko tere constitution Sénégal moo ko tere ñu ne kenn amul droit sukkandiku si jàngale yoon ci yàlla Muhammad pour mën a doxal dëkk bi bu la neexee na nga sukkandiku ci Karl Marx moom ku baax la mën nga sukkandiku ci Adam Smith wala ci Malthus wala Kent mën nga sukkandiku si ñëpp si ñi dañoo baax mais yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam non kooku moom république moom nee na kooku baaxul xam nga kon lii oustaz lii lu doy waar la donc adduna bi ñoom ñu ngi toll kon ci taxawal ay systèmes ñuy wax des systèmes autonomes des systèmes parallèles ay crowdfunding crowdlending yi xam ne on utilise la technologie pour mën a financer wu pour mën a jokkoo pour mën a dimbali ñeneen aujourd'hui Sénégal bii rek Zahir si su may joxe exemple bu ndaw rek plateforme bu ñuy woowee Facebook kese Sénégal ñu ngi koy jëfandikoo pour di dimbali ay nit yi xam ne état dimbaliwu leen ku ñu war a opérer feebar état mënu ko opérer ñu koy jëfandikoo woo ñëpp avec des plateformes de transfert d'argent joxe numéro nangam ne lañ dimbali nangam lii lu baax la ñu ngi koy utiliser sax pour utal ay nit oto ne kii nañu utal nangam oto nañu utal diw ni sama sëriñ gii yelloo la nag sax lu ëpp oto dañu koy utal hélico muy daw si Sénégal yi rek le problème sénégalais yi waaye dama bëgg wax rek ni idée boobu lu baax la on l'utilise pour dimbali de manière ponctuelle et individuelle ay nit mais xalaatuñu organiser ko mu nekk quelque chose bi nga xam ne war chaque instant su amee kenn ku ñu war a évacuer ne kaay ñu cotiser gaaw nañu dimbali kii wala su amee kenn ku ñu bëgg jëlal dana kaay ñu defar nangam bu ñu ko organiser woon doxal ko dëgg-dëgg mën nañu dépasse sax du ñu xaati état ndax oustaz yéen boroom xam-xam yi jàng loolu pourquoi organiser wu ba weesu rek plateforme yooyu mais yegg ci banque banque boo xam ne dañuy weesu naan banque sàngam mais dañuy xam ne banque bi 100% sénégalais 100% islamique lay doon xam nga moom la sànq ne la banque moom dafa am réalité am ñi ko créé ñoom ñooy les orfèvres yi nekkoon Europe ñoom ñoo créé la banque actuelle ndax islam vision banque bii nii islam nangu ko te amu ko woon donc islam nangu non bu islamisé la wax boo xam ne bu l'islam nangu la waaw xam nga banque bu l'islam nangu moo tax ma ne ñu amaguñ ko instant Sénégal amaguñ ko mais am nañ banque islamique waaw tudd na islamique xam nga bu nga tudd la neex xam nga tudd dara ak nekk ko du benn loolu tudd moom waaye modèle banque classique yi principe de base waaw doxalu nekku ci bu ñu doon acte dëgg ci wàllu principe de base islam dañ koy jam moom sur la question monétaire sur la question de refinancement sur la question des liens avec une institution de centralisation bi ñuy wax BCEAO bi nga xam ne ubbiwul dëgg-dëgg ndax fii suñu état yëpp dañoo laïque islam dëgg sax lañu nanguwul donc bay nangu modèle yi nga xam ne qui respecte purement l'islam donc coow li kon banque mi lay wax léegi nii dañ koo tëj ñoom modèle juif nga xam modèle orfèvre boobu dafa tëj banque yi ba banque nanguwuñu ko nekk am ko mais mën nañ ko am sans pour autant tuddee ko banque te loolu ñu ngi ciy liggéey instant yi ci benn fonds bi nga xam ne c'est un fonds de solidarité baat bi sax baat boobu la c'est un fonds de solidarité bi nga xam ne li ko tax a jóg mooy récolter et recueillir lépp li nga xam ne mooy
mooy ay don moo xam sadaqa la ndax sadaqa mu presque sax moo gën a yaatu ndax moom mooy naafilawu zakat ndax zakat am na ñu bëri ñi nga xam ne dañ cee dañ zakat dafa fixé ay nisab fixé lu bëri li nga xam ne soo ci yeggul tu es exonéré tu es exempté waaye sadaqa moom fixé ñu ko dara moom mooy naafilawu zakat comme nu umra nekkee naafilawu haj comme nu julli naafila yi nekkee naafilawu suñu julli obligatoire yi donc as sadaqa ak mbooleem li mu àndal ci ay waqf ak ci hibba ci habus ci beaucoup de choses yoo xam ne yëpp instrument la yoo xam ne yàlla man damay wax ne lu mu réglé lu mu wax ci économie ñu ci alquran aaya yu traité économie moo ëpp aaya yu wax ci waxu jihaad aaya yu wax ci économie moo ëpp aaya sax yu wax ci wàllu ci succession aaya yu wax ci économie bi si ëpp donc économie bi yàlla daf ci wax lu bëri ba pare ubbil ñu ko nag bàyyil ñu buntu bi nga xam ne buntu ijma la buntu ijma ak buntu xiyaas pour borom xam-xam yi taxaw ci ko ne doxal ñun ñii ñoo si yaafus kese donc pour dire que Oustaz on a bien ce projet là fii Sénégal jàpp na ne at bii balaa moo jeex nañ ci taxaw d'accord pour jéem a recueillir d'abord liggéey sur la fracture sociale muy 2 3 jéem a tirer les gens de la pauvreté parce que rappelons que dans le modèle islamique modèle bi moom réduction de la pauvreté tax ko jóg islam moom dafa bëgg éradiquer la pauvreté par rapport ak modèle capitaliste bi nga xam ne soo xoolee document état sénégalais sax ñuy wax DSRP document stratégique de réduction de la pauvreté parce que ñoom dañoo soxla ay pauvres pour système bi kon ne taxaw alors que islam gëm na ni pauvre mën na ñàkk dafay war a jóge nit ki dafa war a su dundee si kaw suuf ku mel ni Sénégal wala beneen dëkk bu mu mënti doon teraanga yi fa yàlla wàccee ñun ñëpp ñoo ko maase bokk pétrole bu nekk fii Sénégal masalan ñun ñëpp ñoo ko bokk gaz bi fi nekk tamit ñun ñëpp ko bokk y a pas de raison ñenn di si bénéficier ñenn ñi gisuñu si seen bopp dañoo nekk di sàcc seen wërsëg te loolu nag équité boobu état bu sérieux bu tegu ci maandu même bu dee sukkandiku ci islam bu tegoon ci maandu kese war na mën a doxal ba kenn ku nekk gis sa bopp naan ak foo dëkk ak loo sol mooy li ma doon wax démb soo amee këyitu dëkk bi nationalité kese waru laa jomb mooy li ma doon wax démb waruñoo bàyyi rek ba koor gi dikk ministère bi annoncé ne wàññi nañu dund bi daara yi première nécessité ngir koor gi après koor gi mu yokkuwaat bu koor gi jegee mu wéy di yokk bu demee ba koor gi dugg ñu ne wàññi nañu ko mais yi nu am mooy li nga doon wax ci biir ponk yooyu nekk ci biir finance islamique ak base bi ci biir li nu am mooy bi xéewalu yàlla yi alalu yàlla jooju Oustaz Mouhamed doon wax léegi suñ borom di ko wax biñ ko jotee ba noppi naka lañ koy gérer yàlla li mu def ci suuf si ci ay xéewal li mu def ci géej gi ci ay xéewal ba ci sunu naaj bii munu defal xéewal yi ci nekk bu tegu woon ci loxo yu ko gérer ni nu ko war a gérer kon du ñu soxla toog ba koor ñu naan am na ñoo xam ne bu ñu leen dimbalewul du ñu ndogu bu ñu leen dimbalewul du ñu xëdd loolu échec la oustaz loolu nga xam ne du ñu toog rek di xaar benn milliardaire boo xam ne ñu ngi naan mi ngi wër di séddalay ceeb am milliardaires yoo xam ne ñam woo ñoo fésal seen i milliards te milliards yooyu ñu bañ a fésal mooy kii ñuy sédd ceeb bi li taxoon li waroon tax mu doon millionnaire te bëri na koo xam ne nii milliardaire la boo xam ne milliards yi li tax mu doon ko kii waroon na doon millionnaire la jël millions yi dajale ko moo tax mu doon milliard dëgg la Sénégal gu ñuy dégg ñu naan am na gaz am na zircon am na pétrole am na nangam jën yi xoolal licence yi ñuy jaay ay milliards ngay dégg ñu ne jaayee nañ ko ñeneen ñooy jógee ko ci biti ñëw napp ko yu mel noonu tey bu fekkoon ne solidarité bi foofu la waroon a gën a yaatoo maanaam borom alal yi sunu politiciens yi am solidarité ak seen population waaw ci yem ci li ñu leen dénk li ñu leen ciy fay li ñu leen ciy delloo ñu dafa mel ne léegi dañuy dépassé loolu noonu le ku nekk yaa ngi profité pour ñu dénk la nga nekk ku riche après nag di génnee sarax waaw loolu problème la su ko defee loolu danañ ci dikkaat lu gën a yaatu bala ma ñëwaat ak ci Oustaz Mouhamed dafa am ay mbokk yoo xam ni waa madaarisul quraaniyatul asila nekk kuréel ci sëñ daara yi kuréel bu am solo dañu am initiative bu nu am ci dem ci mbokk yi nekk ci kaso yi ngir jàppale leen jeudi bii ni ñëw lañ ko jàpp incha allah ñu bëggoon ci numéro bi lu waay man rek nga participer ci ndax ñi ci kaso yi tamit nag soxla nañu ñoom itamit solidarité ndax lu métti la ñuy dund am na nag ay bonne volonté yu fay dem mais bii yoon moom waa daara jee fa bëgg a dem te nekk na lu ama am solo dem nañ fa ba fi ñu bëgg a dem defe naa camp pénal lañ bëgg a tàmbalee dem nañ ba gis yenn mbokk yu fa nekk bañ wax yi ñuy soxla yëpp ñu dajale yëpp ba xam liñ leen war a jëndal pour yóbbul leen ko
ñu bëggoon numéro bii di 77 657 30 21 77 657 30 21 Orange Money la Wave la lu waaye am rek nga dugal ko ci ngir participer ko muy 77 657 30 21 loolu yi tamit ci li ñuy waxtaane la bokk muy solidarité waaw solidarité la bokk su ko defee lu waay man rek nga dimbale leen ko jeudi bii di ñëw incha allah lañ fas yéene dajale li ñuy dajale yëpp yóbbu leen ko ngir jàppale leen ko incha allahu taala am na nu ñu doon organiser woo ba tey rek du soxla sax ñi ci kaso yi ay bonne volonté di fa dem pour di leen dimbale gaa mënuñoo am lépp nag waaye nag waroon nañu mën a nekk ci condition yoo xam ne nii nit ak dignitéem danañ ko sàmmal ba mu bàyyeekoo fa waaye ñu bañ a nekk ñuy sonn ca biir kaso ya coono boo xam ne ña ca biti ñooy dem di dajale pour lu ñu leen dimbali waaye sunu système ak ña ñu dénk la ñu leen dénk waroon nañ leen a yorin woo xam ne lépp mënula mat waaye nag dañ leen sàmmal seen dignité ba duñu soxla ndimbal luy bàyyeekoo ci biti ndax ndimbal li waroon a bàyyeekoo ci biti teg nañ ko ci loxow nit ñu yore ko muy état dëgg la état bi nga xam ne moom lañ jox doole ku wàcc yoon teg ko ci yoon ba téye ko ci bërëb yooyu moom lañ ëlbatikuwaat jox ko alal ju toll ni kooku yoral na ko ba keroog muy génn waaw bu demee na ba nga xam ne ay bonne volonté ñoo koy def ñu jàpp ci rek ba keroog système ya di changé ko defee numéro baa ngi noonu muy 77 657 30 21 incha allahu taala di jaajëfal bu baax waa madaarisul quraanitul asila Oustaz Mouhamed fi may ñëw ak yow ci wàllu solidarité mooy léeg-léeg sénégalais dana bëgg def lu baax waaye du wut wutin wu baax te yéenay jàngale inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiban da nga gis ku jël alalu askan xëy na day dimbale askan wa da nga gis koo xam ne métier mu métier woo donte ki sonn moom daan ñun moom soxla wu ñoo xool ndax dagan naam daganut mais yéen en tant que ay nitu diine defe naa li ngay amee yiw li ngay amee tuyaaba li la yàllay fayee mel na ne loolu war na nekk loo xam ne lu leew la te léeg-léeg ni ñu bëggee solidarité niñ ko bëggee noonu lañ dul sóoraalee li nga xam ne moom nga war a dimbalee dafa war a nekk lu leew ba jàpp nañ ne léeg-léeg mën nga këpp kees mën nga def détournement mën ngay dund ci riba mën nga dajale alal ju xaraam mais boo paree tabax jàkka dimbale daara yi dimbale miskin yi yow daal sa xel na dal ëllëg àjjana nga war a jëm solidarité ndax alal ju nekk ko mën a def baal ma balaa ñoo jàll ñu jël Moustapha ci ligne bi balaa yàgg salaamaaleykum Moustapha. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. yaa Oustaz Sarr man la Moustapha Sylla Paris. ah Moustapha Paris. maa ngi lay ziar bu baax a baax. Moustapha Sylla. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. ñu ngi delloo ziar baax Moustapha. ñu ngi leen di gërëm ci koor gi ak émission bi ni mu tëddee. ñu ngi rafetlu bu baax nag li ngeen invité professeur Cheikh Omar Diagne moom ku ñuy teewlu la. ku ay waxam am solo la ci réew mi daal ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom tamit. waaw di nuyu aussi le grand Cheikhouna di nuyu aussi oustaz Mouhamed bu baax a baax. waaw oustaz man de damaa jàpp ne bu yeboo ñu naan ndoxu daal te wàññi wax ji parce que damaa jàpp ne Sénégal moom bu dee dina demit du gaaw. parce que li tax ma wax loolu mooy xam nga alxuraan bi ñu bëgg a jël ne moom lañ bëgg a def suñu diine ba pare que duñ ko nangoo jëfee mooy alxuraan c'est un tout individuel maanaam alxuraan da ngay jël lépp wala nga bàyyi lépp. mais mën nañu bu alxuraan ñëwee wax ne julli leen ñuy julli bu ne woor leen ñu woor bu ne àtte leen ko rey ñu ne ah loolu moom dafa génn loolu moom dafa dépassé. bu dee ni la gisee koom ñu ne ah ñun de gisee wuñ koom nii xam nga Sénégal dafa nekk réew moo xam ne fi mu ne nii tey yow bu la neexee nga wut sa parti ne man maoïste la kii ne man libéraliste la kii ne socialiste la mais tey boo ñëwoon def sa parti ne man li Mouhamed wax laay jëfe ñu ne la doo ko fi defee loolu constitution Sénégal moo ko interdit te ñun julliti ñun ñoo voté loolu loolu mooy première catastrophe beneen catastrophe bi gën a rëy ñun ñëpp ñu nangu ko di ko xool mooy dañoo ubbi constitution bi rek premier article ñu ne yàlla mu ne ñu ne ko demal toog ne bàyyi ñu doxal suñu réew mooy la république du Sénégal est laïque sociale et démocratique maanaam réew la moo xam ne yàlla amu fi place kon ni wax naan réew mi Bamba ko moom ak yeneen réew mi Bamba amu fi dara réew mi Bamba moomu ko de parce que kilifa Bamba sax mi nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ay idéologie mag gisinam dañ ko ne doo ko fi kenn du ko fi doxalee constitution Sénégal mu interdire kuy
jël constitution di ci maanaam di jël parti politique di ko jël ci wàllum diine surtout diine musulman constitution Sénégal daf ko interdit te loolu musulman yi ñoo voté constitution bi bàyyi ko muy dox kon nag damaa jàpp ne il faut ñu nekk réew mu sérieux mooy dañuy xam fi ñu nekk ñu xam fan lañ jëm xam nuñ fay demee mais bu réew moo xam ne da ngaa importé saw làkk maanaam làkk li ngay làkkee ci école ba président di ko wax mooy làkk wu ñu importé la mooy làkk français koppar yi ngay jëfandikoo sa réew moomu ko da nga koo àbbi mooy franc CFA idéologie bii dox sa dëkk sax da nga koo jëli beneen ci beneen réew moo wax mu xam ne dafa la nootoon kon Sénégal daal jàpp naa ne moom pour ñu sérieux dëgg il faut li fi nekk ñu toj ko ba mu yàqu maanaam li ñuy wax déconstruire pour reconstruire tant que defuñu loolu dañuy wax ba dugg biir bàmmeel te dëkk bi du ma sa changé parce que dëkk bi li koy changé mooy yoon bi ñu yàlla jaar loolu ñu jaar ci gis nga oustaz tey ma jox la benn exemple boo jëloon benn oto xam nga oto day am ay chaise am weñ am aluminium am volant am ay chaise am pneu am lépp ñu jàpp ne oto bi ñu war a dugg dem mooy alxuraan ñu ñëw nañ oto bi ñun pneu yi moom duñ ko jël nañ jël volant bi mais volant bi soo ko jëlee rek doo dem alxuraan du shopping doo ñëw jël lii bàyyi lii da ngay jël lépp doxe ko tant que nag ñu ngi nekk ay jullit ba pare liñ yàlla wàcceel nga xam ne yàlla ku impartial yàlla rek moom mën a indi constitution boo xam ne baal na tukki kenn du ko changé mais Sénégal bu xoolee suñu constitution Wade bu ñëwee dindi Abdou Diouf ñëw dindi Senghor dindi Macky Sall dindi keneen bi ñëwee tamit day dindi mais li ñuy tax ñu dem tant que duñ ko wuñu ci diine li yàlla wax ñu def ko dañuy wax ba xëy mar albasaaya dina amaat dér ñu waxat la même chose mais duñ changé kon ay jullit lañ dañoo war a tënku ci liñ yàlla tënk ñu def ko ñu jaar ci mu dem parce que dëkk yi tënkuwul ci diine sax ñu ngi dem kon ñu ngi tënku ci diine kay war na ñoo mën a dem nag yàlla ñu yàlla yërëm amiin incha allah amiin jërëjëf jërëjëf ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax di nuyu macha allah di leen gërëm ci waxtaan jërëjëf wax na lépp waa Régis ñu ngi may wax ne xam naa waxtu bi ndeket li des bareetul 1h30 la ñuy am moo na dernière question Oustaz Mouhamed bi d'accord waaw ñi ngi affiché kon lu jëm ci daara ja institut bi comme ni ko dénkaane defee buy jeex daara ja la ñuy tabax ci Tivaouane Peulh waaw émission bi lii la ci participer macha allah di ci woo ñi nga xam ne ni yëpp ñoom ñooy def ngir yàlla ku ci mën a dugal loxo mu dugal ko ci Oustaz Mouhamed defe naa question bi mën nañ cee daanele ñu bàyyi Cheikhouna dénkaanem professeur ñu yëkkati jataay bi incha allah numéro bi ñu joxee nag du pour woote pour yónnee la maa ngi gis ñu ngi woote ci numéro bi Oustaz maa ngi baal ma permettre ma rek balaa ñuy dugg ci loolu comme que ñuy wax finance islamique ma sargal suñu benn papa boo xamante ne jàpp naa ne liggéeyal na finance islamique ci Sénégal mooy le feu Mamadou Touré nekkoon directeur PAMECAS xam ne tey li ñuy ngun-nguni ci finance islamique ci Sénégal am na lu bëri loo xamante ne liggéey na ko ci am na loo xamante ne dama koy seede nga xam ne maa ko demoon seeti këram en tant que sam papa parce que sama rak papa la mu wax ma ne Mouhamad man su ma faatoo te liggéeyu lu ma l'islam ci domaine bi ma jàng muy finance dara ragal naa su ma demee yàlla laaj ma ko àllaaxira et tey ku xam évolution finance islamique ci biir Sénégal xam nga ne am na loo xamante ni moom la ci def na ko ci kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na la mu doon ngun-nguni pour taxawalal ko finance islamique te ni ko professeur waxee am na ay idées yoo xamante ne tey jii ni mu ngi génn ci leer gi nit ñi di ko gën a gis état yi di ko gën a gis donte suñu état koppar yi ñu xalaate bitim réew moo tax ñuy jéem a ngun-nguni ci finance islamique mais nekkul ak gëm-gëm te ñu ngi xaar mu nekk li nga xamante ne moom mooy gëm-gëm pour ñëw ci wàllu solidarité oustaz joxe dafa am ñaari dimension kii nangu ak ki nga xamante ne moom mooy joxe kii nangu il bénéfice ca lañ koy jox moom fekk xamul origine alal bi il bénéfice fekk xamul origine alal bi day bénéficier wu mais kiy joxe dafa am sànq lu ñuy wax benn système boo xamante ni éthique ak pas-pas bu ñuy wax solidarité kay joxe buy joxe yàlla dafa bëgg mu am ñaari dimension entre être dimbali ki nga xamante ne mooy moroomu nitam mais tamit dimbali boppam àllaaxira macha allah su fekkente ne nag alal ja mu am
nekkul loo xamante ne lu lew la mën na dimbali ki nekk fii mais moom en retour bu ñëwee àllaaxira dafa fekk daal macha allah waxtu waa ne pëng nga jeex Cheikhouna jërëjëf Oustaz Mouhamed looy dénkaani waaw bon kontaan rek vraiment parce que tey jàpp naa ne am na lu bëri loo xam ne mën nañ ko développé xaw nañ broche li nga xamante ni moo jëm ci guerre parce que guerre ci économie la bokk parce que devise la boo xam ne dafay génn di dem foo xamante ni waru faa dem donc te yàlla wax na ni si alxuraan que ni moom yàlla du laabal kii guerre ak ki ñuy guerre te Sénégal tout le temps suñuy joxoñ dañuy joxal kii guerre rek mais kii guerre aussi daf ci am part responsable ñoom ñaar ñoo bokk àtte et que ma jàpp ni corruption dafa nekk loo xamante ni buntu la aussi ci wàllu bi nga xam ne moom lañ laal mais may kontaan vraiment ci bokk ak yow plateau bi parce que dañu nekk en phase par rapport ak lu bëri loo xamante ni moom laay demee moom laay développé et tout ma jàpp ni que lu bëri ci lu may demee dañ ci bokk en phase vraiment ma kontaan bokk ak yow plateau bi moo nañ ko gën a développé nag li ñu kii nii mais tey moom gan bi moo toll noonu quoi te aussi xam nga man doon na ma neex parce que thème bi jeexul na man doon na ma neex aussi que ni ñu gën ko mën a dem parce que tey man jàpp naa ni que ni li ñu war a développé dëggantaan ak moom développé ko te comme que thème bi day jël semaine bon xëy na bu ñu ko mayoon mu noppalu ko suba ginnaaw suba mu ñëwaat ñu ko mën a jeudi parce que jàpp naa parce que tey yow kon léegi téléspectateurs yi nañ ko ñaan jeudi mu tëj si ko man damay ñaan parce que dafa baax comme modèle entre-aide bi ñuy wax te dafa am ay modèle yu bëri xam nga sànq yaa ngi wax ne kii tabax kër dafay dem ci finance islamique murabaha mudaraba même azaka qardul hasan li nga xamante ni yooyu yëpp dañ ko war a tegal modèle sénégalais pour ñu am confiance thème bi kay tey lañ mën nañu tëj kon léegi dañuy ñaan ñu bañ ko tëj rek mooy envoyé 5 messages mu ne la Pape Sambou waxtu bi nag nee na kon fi ñu toll nii waaw soxna Seyna Fall waaw ma koy nuyu xam nga sànq ba léegi jabar ji yaama ak Pape Sambou vraiment émission dañ koy seetaan di ko teewlu lu bëri kan maa ngi nuyu tamit soxna Nabou Sarr nee na day béggee li nga xam mooy sœuru Oustaz Ibrahima Sarr d'accord bu Babou Salam wala non Ibrahima Sarr bu kii nii d'accord dafa am Ibrahima Sarr bu Babou Salam ñu ngi koy nuyu macha kon professeur dañ ñu koy may jeudi rek waaw ñu jéem a wóyal thème bi suba xam naa danañu jaral dalal Maam Jaara Fall wala Maam Jaara Cissé bu Lamp Fall waaw Maam Jaara Cissé bu Lamp Fall insha allahu taala suba danañ ko dalal fii ci Alwasaaya su ko defee professeur may ñu jeudi professeur moom il est disponible noonu lañ koy waxee ci tubaab il est disponible macha allah ñu jaajëfal ko bu baax a baax di jaajëfal it maa ngi gis gars yi ñi ngi participer wax dëgg ci numéro Wave beeg Orange Money bi pour Daara Jala institut bi ñuy tabax ci Tivaouane Peulh te muy sumb bu rëy bi nga xam ne 300 millions yu manqué la waaye nag yàlla am na ko ci kaw jàppaleeg way jàpp yi macha allah yal na yàlla fay leen yiw professeur kon loolu moo nekkoon émission bi tey ñu bàyyi la nga ñaanal ñu ba ëllëg ak jàmm bismillah defal ñaan waaw ñu def fatiha ak salaatu ala nabi def ko addi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bismillahi rahmani rahim amiin ya rabbal alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والشقاة والتعسير وتكون لنا بها ولينا ولينا مولانا فنعم المولى نعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jërë ngeen jëf ba suba ak jàmm incha allah